TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM merci d'être avec nous sur Télévision Futur Média bienvenue quartier général tàmbaliwaat na ci guddi gi comme ni ñu koy defee chaque jour ñu ngi leen di ñaanal guddi gu neex ci Télévision Futur Média j'espère que bëccëg bi neexoon na ci bisu koor gi tey c'est vrai que koor gaa ngi dem lu ñuy gën di dem muy wàññeeku bis yi et que ñu nit ñu leen di gunge ci guddi gi ci Télévision Futur Média ñu tàmbali ak téléservice bi njëkkee ko ak xibaaru jaww ji prévision yi nga xamante ni moom la ñu jot tey ci guddi gi jëm ci li ñu nar a am ci wàllu température géej gi ak yëngu-yëngoom ëllëg incha allah nar a tombé ak vendredi alors tableau baa ngi nii suba gi yii la météo yónnee jëm ci dëkk bu ne ñaata la yeewoo ci wàllu température suba il fera bon quand même dans beaucoup de pays enfin dans beaucoup de régions dans beaucoup de coins maanaam dans beaucoup de pays koor gi nag bu la jàppee da ngay war a wax la jaawale TFM ak Théâtre TV yooyu yëpp dafay am c'est les aléas du weeru koor quoi donc regardez Linguère dina yeewu suba ak température yu toll ci 18 degrés Dakar dina yeewu ak 20 degrés mook Saint-Louis 20 degrés 18 degrés bi Linguère nar a yeewoo suba moom la Podor nar a xëyee suba ci suba gi Diourbel Dakar Saint-Louis ak fi nga xamante ni mooy Kaolack daañu yendoog température yu toll ci 20 degrés Ziguinchor dina yeewoo ak 21 degrés 22 degrés fi nga xam ne moo di Kolda Tambacounda 27 Kédougou 24 degrés Matam waxi nopp 24 degrés la yeewoo suba ci vendredi bi bu ñu demee nag ba ci ngoon gi thermomètre bi mën naa yéeg daanaka ba ci maximum bi nara yooyo diggante 45 jàpp 46 degrés boori Matam biir Sénégal nag dina nekk fu mel ni Linguère dina yendoog température yu toll ci 42 degrés Diourbel 36 Kaolack 39 Ziguinchor 36 41 Kolda Tambacounda 40 Kédougou 44 degrés Podor nara yendoog température yu toll ci 42 degrés Saint-Louis 26 Dakar dina yendoog température yu toll ci 25 degrés Ziguinchor nara yendoog température yu toll ci 36 degrés bu weesoo température yi mën nañu leen baaxee yëngu-yëngu géej gi njëkkee ko ak waxtu marée haute yi bu njëkk bi météo dina ko seetlu bu 7h08 du matin jotee marée haute bi ci topp météo mën na koo seetlu bu 19h21 jotee waxtu marée basse yaa ngi bu njëkk bi ca kanam tuuti la ko météo prévoir exactement bu minuit 50 jotee waxtu marée basse bi ci topp 13h05 lay doon ëllëg ci diggu bëccëg gi bu ñu desandee ba tey ci géej gi mën nañu leen baaxee li ñu tuddee meilleur moment pour la pêche di waxtu yi nga xamante ni moo nar a gën a baax pour suñu mbokk nappkat yi yéen ñiy faral di dem géej gi wuti jën alors waxtu yu njëkk yi ci diggu bëccëg gi lay doon yoor jàpp diggu bëccëg 11h11 jàpp 13h11 guddi gi diggante 23h34 jàpp 1h34 du matin mën naa baax suba pour suñu mbokk nappkat yi et surtout bu leen fàtte seen ay gilet de sauvetage ndax xoddeeku balaa ngaa lakkale bu weesoo géej gi jant bi suba dina xëy bu 6h41 du matin jotee nar a tëddi guddi gi 19h31 ñuy gërëm bu baax waa service national météo ci xibaar yi nga xam ne guddi gi dañ ñu koy baaxee jëm ci météo ak ay prévisions wu temps bi bu weesoo température yi ñu baaxee leen tableau bi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku pour xool bu ngeen bëggee wecc CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi ci ñaata lay toll dañu koy njëkkee ak xaalisu Amérique un dollar ñoo ngi koy weccee 585,349 francs CFA un euro ñoo ngi koy weccee 655,957 francs CFA une livre sterling mooy xaalisu Grande-Bretagne ñoo ngi koy weccee 755,502 francs CFA un yuan chinois di xaalisu Chine ñoo ngi koy weccee 85,1324 francs CFA un dirham di xaalisu Maroc ñoo ngi koy weccee 60,6527 francs CFA one dalasi di xaalisu Gambie ñoo ngi koy weccee 11,8175 francs CFA ñu jàll ci waxtu julli itam laata ñuy dem ci naafile yi ak oustaz Assane Seck mi ñuy xaar ci plateau bi dañu koy njëkkee ak fajar gi julleem mu ngi toll ci 5h25 tisbaar dañ ko julli 13h07 takkusaan dinañu ko julli suba 16h24 19h35 la ñuy julli timis 20h44 la ñu nar a julli gée li ci des nag di naafile yi dañ ci àndandoo ak oustaz Assane Seck fileeg ay minutes fàttaliwaat leen ni ñun ñëpp a ngi fi tey pour gunge leen émission bi lu ci ëpp sport la ñu ko nar a
a jagleel daañu recevoir ki nga xamee ni moo di Matar Ba moom la ñu dénk lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu tàggat yaram ku ne xam ne ni Sénégal mu ngi jëm ci ay compétition yu mag bokk na ci Coupe d'Afrique des Nations nara am au mois de juin ci dëkk bu ñu naan Égypte daañ ci waxtaan bëri na ay ponk yu am solo yoo xamante ni sénégalais yi bëgg nañu koo xam ci évolution sport fii ci Sénégal nañ ci waxtaan ak ministre bi yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ni yàgg nañu ko am ba mu jaraloon borom xam-xam yi naan football ci réew bu club ya baaxee équipe nationale ba dëgër daañu waxtaane aussi petite catégorie ak yenn ci seen ay jafe-jafe centre de formation yi nga xamante ni dëkk boo dem bu dee dafay évoluer comme il faut ci wàllu tàggat yaram xale yi ñu ngi leen ci jàppale bu baax lan moo nar a doon taxawaayu ministre des sports ci yi nga xamante ni jëm na ci wàllu tàggat yaram ak Sénégal daañu ci waxtaan ak ki nga xam ni mooy Matar Ba et puis bu loolu weesoo cant gi tey Ndiogu Afia la ñu ko dénk Ndiogu Afia nag nar a ñëw àndandoo ak ñun ci prélude festival Salam nga xam ni Sénégal yëpp a ngi koy préparé tàmbali gi le 19 la nar a doon ngeen mën koo seetaan ci télévision Futur Média tey daañu dugg ci ëttub Serigne Fallou daañu dugg ci ëttub Cheikhul Khadim dem ba nga xamee ni yéen ñi àndandoo ak ñun ci guddi gi di ngeen dund lii borom xam-xam yi tuddee Afia ce sera pour dans quelques instants en direct lay doon ci télévision Futur Média première télé fii ci Sénégal.
ngi leen di ñaanal guddi gu neex ci télévision Futur Média àggali quartier général gi nga xam ne ñoo ngi koy doog a tàmbali en direct ci première télé fii ci Sénégal ak fu ngeen mënti nekk amati nañu mbégte ma waxaat ko demaat ak yéen ci jotaay bi li nga xam ne ni ñu ngi ci fii ba xëdd ci télévision Futur Média dañuy jàll ci li nga xam ne ni moo di naafila yi ak Oustaz Assane ñu ngi lay ziar joxati la sa wàccuwaay yaa Oustaz. maa ngi lay delloo ziar ba Cheikh di la joxaat sa wàccuwaay di ziar ñu bokkal plateau bi ak mbokku téléspectateurs yu télévision Futur Média yi ñuy topp si quartier général guddi weeru koor yi yëpp ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala nangul leen seen koor yi yàlla nangu julli waaye li ëpp importance mooy yàlla subhanahu wa taala nangu ñaan yal nañu ko yàlla defal suñu borom sañ na ko mën na ko yàlla na ko yàlla def ba Cheikh mu mel ni tey ñu ngi si guddi fukkeel gi ak benn muy 11e nuit si ñi waroon talaata ba ñoo waroon altine guddi fukkeel gi ak ñaar lu si mën a am rek yal na yàlla nangu ndax innamal a'malu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma nawa ku si nekk rek ba ngay dugg si weeru koor gi la nga yéene woon mooy dugg si bés bi nga xamante ni moom la ko yàlla dogale woon kon yàlla yéene lay fay yal na yàlla fay ñëpp seen yéene nangul ñëpp itam si barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni naafila bi tey dañu ne ñeenti rakka la ñeenti rakk nag buñ ko waxee da ngay def ñaari rakk nga sëlmal defaat yeneen ñaari rakk nga sëlmal waaye du ne da ngay def ñeente yëpp enchaîné mel ni kuy julli gée mbaa tisbaar wala tàkkusaan mais da ngay def ñaar sëlmal jogaat def takbiratul ihram di allahu akbar ba julli ga jeex nga sëlmalaat rakk bu njëkk bi da ngay jàng fatiha boo paree nga teg si juróom-ñaari inna anzalnahu fi laylatil qadri ba mu jeex boo paree nga teg si juróom-ñaari qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad moom la ñu gën a xam si suratul ixlaas ndax léeg-léeg nga ne ixlaas am ñu ne ixlaas déedéet mais mooy qul huwa allahu ahad ba mu jeex boo paree si julli gi ba sëlmal nga def juróom-ñaar fukki li ñuy tuddee xawqala bu ko arab waxee mooy laa hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim nga def ko juróom-ñaar fukki yoon mooy 70 fois boo paree nga def salaatu ala nabi formule boo def baax na mais bii gën a gàtt mooy allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wala allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko juróom-ñaar fukki yoon muy 70 loolu yaa ngi koy def gannaaw boo defee ñaari rakk yu njëkk yi boo defee yeneen ñaari rakk yi itam nga defaat li nga xamante ni moom la ñu wax léegi nee nañ képp koo xamante ni def nga naafila bi suñu borom subhanahu wa taala mën na la jéggal say bàkkaar yi nga xamante ni def nga ko ak yoo xamante ni ay rëcc la te teyuloo ko waaye itam yàlla dana la bindal yoolu koo xamante ni dafa leel junney miskin ba pare jox leen loo xamante ni moom la ñuy sol xam nga leel miskin mooy nga jox ko loo xamante ni moom lay lekk si bés bi ba suur yàlla daf lay bindal yoolu ku ko defal junney miskin waaye itam bindal la yoolu koo xamante ni dafa sàng jox lu ñu sol li nga xamante ni itam moom moo di junney miskin waaye itam kooku nee nañu insha allahu taala dina nekk si kaaraange dina nekk itam si li nga xamante moom moo di sécurité kon naafila yi jarul xeeb nañ ko def te am si yéene suñu borom subhanahu wa taala nangul ñu dinaay faral di ko wax donte la am na ñoo xam ne dañuy wax naan naafila yi bid'a la déedéet man nee naa salaatu tarawih bi nga xam ne waa Makka ñu ngi koy def Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mag su ko def si biir weeru koor si gannaawam lañ ko commencé di ko def si jamonoy Seydina Umar radiyallahu anhu te saxaaba yi dañu julli woon géewee toog amuñu lu ñu def si waxin ñu ne na kenn jiite ñu jaamu yàlla def naafila bi mu ñëwee gis leen ñu koy def mu ne leen ni'matul bid'atu haadihi li ngeen def ni day si dina ji nekk na loo xamante ni lu ñuy rafetlu la kon ku yëkkati naafila rek am si yéene jaamu yàlla subhanahu wa taala nañ ko nangul ndax jëf yi tamit lu si mën a xew yàlla mooy nangu te ku yàlla nangul ak ku yàlla nangul kenn xamu ko ñu ñëpp dañuy rafet njort rek kon jullit bu yëkkatee dara am si yéene jaamu yàlla nañ ko yàlla ñaanal yàlla rek mu nangul ko bu si juumee ñu ne ko da ngaa juum ndax ad diinu an nasiha la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon Baye Cheikh dana diine laayante biir la Baye Cheikh. donc loolu mooy commentaire yi nga xam ne def nga ko jëm ci naafila yu tay yi ñu la ciy gërëm bu baax Oustaz Assane am na ku laajte bërki démb ni bëggoon na nga wax ko ndax tabat yada dinañu ko tari guddi. waaw xam nga am na ñoo xamante ne dañ ko ragal mooy li ma doon waxtaan ak léegi rek Bouba Ndour sànq en off si coulisses yi maanaam am na yoo xamante ni nit ñi dañ ko jël mu nekk ay bid'a maanaam loo xamante ni dañ ko andi te amul benn cëslaay si diine lu mel ni li nga wax léegi tabat yada xam nga tabat yada boo xoolee benn réponse la boo xamante ni yàlla subhanahu wa taala daf ko doon andi contre abi lahabin lu tax parce que abu lahab dafa yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi ko yàlla yónnee dafa dajale waa Quraysh woo kilifa yi woo borom dombu tànk yi woo ñëpp dignitaires yi ñu taxaw mu ne leen
ndax bu ma leen waxee ne si gannaaw montagne bii ma taxaw nii am na si benn armée boo xamante ni dañu pare pour songu dëkk bi faagaagal ñu rey ñu jël jur gi dem seen yoon di ngeen ma gëm ñu ne ko waaw ndax ba nga juddoo ba tey mosoo wax sofaan mu ne leen yàlla moo ma yónni si yéen ngir ngeen bàyyi jaamu xaram te ñëw wéetal ko jaamu ko moom kott moom dong topp ay ndigalam bàyyi ay tiram Abu Lahab sa ñàkk tegginam Abu Lahab si yaradikoom Abu Lahab sa ñàkk xam kan mooy Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wasallam donte la baayam la si waxin ne ko tabban laka ali hada jamaatana ne ko yàlla nga toskare dignitaire yu toll ni ñun yow li moo tax nga dajal ñu fi yàlla nga torox wax ji sax gën na ñaaw loolu mais noonu lañ ko mën a tëggee. moo tax saar bi dafa di sax tabbat yadaa. voilà yàlla nag bi Abu Lahab waxee loolu. yaa doon tamit sallallahu alayhi wa sallam daal am na nu mu mel daal. xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. tabbat yadaa kersaam musu ko may muy wax nit sofaan. moo taxoon boo demee si xilaatu zahab Seydil Haaji Malik radiyallahu anhu mu la koy wax wa alyadu naasi qaalu lam yakun abadan bayna sahabati da maddin min al qadami nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkoon ku nooy ku teey ku dal ku lewet ndax musul toog sax lewetam may na ko musul toog si biir saxaaba yi radiyallahu anhum tàllal tànkaam bu tedd boobu dafa mel ni Mamadou Mohamed Ndiaye daal sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne keroog bi ko Abu Lahab waxee loolu donte la am na lu mu yëg yàlla ne Jibril alayhi salaam demal comme Abu Lahab mooy saaga sama ndaw man maa koy tontul yàlla ne tabbat yadaa abi lahabin wa tabb maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab waaye du yem foofu sa yaslaa naaran zaata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fii jiidihaa hablum min masad yàlla nañu si yàlla musal sadaqallahu al-azim yàlla ne Abu Lahab mii li mu wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam man maa koy delloo tabbat yadaa abi lahabin Abu Lahab torox na Abu Lahab ñàkk na Abu Lahab doyadi na te ëllëg dina am loo xamante ni mbugal boo xam ne du ko bokk ak kenn maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab moo tax am alal di beew wóorul am alal di gis sa bopp wóorul am alal defe ne bu asamaan si doon daanu boo ko xoolee wala nga fitta su mën a nii wóorul Abu Lahab fëgg dënn moo taxoon ak am alal moo taxoon mu bëgg beew yàlla nekk nag maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab alalam ji du ko jariñ te lépp loo xamante ni liggéey na ba gañe ko itam du ko jariñ àdduna fuuy ba ñu ko ne reporté match yaa ko fi dàq Sénégal saa yu match amee mu sëq dëna fëgg dëna yooyu baaxul la bàyyi ma dem tabbat yadaa lañ lay waxal léegi tabbat yadaa Malal Junior Diagne reporté match bi daa xëcc micro bi lal basañ dafa fuuy léegi quoi yow nee nañ la rek yaa fi ne waaw Diagne lii lu mu mën a ko Alsaan sonn rek yaa ngi dégg moo tax am alal warul tax nit beew am alal warul tax nit gaaw a gis boppam comme ni nga ko waxee am alal warul tax nga fëgg sa dënn yàlla ne maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab alalam du ko jëriñ adduna du ko jëriñ àllaaxira ak lu mu si mën a gañe te du yem foofu sa yaslaa naaran zaata lahab danaa ko dugal safar soo xamante ni taal naa ko léegi te day jëf di ko xaar ba yawmal xiyaam wa imra'atuhu du yem foofu hammalatul hatab ndax Ummu Jamil moo doon xamb jëkkër ji moo tax soxna su baax dafa am solo soo naree def safaan mu ne la duni waxtaan ak yow andiwaat la loolu la ñuy doyee jigéen ju baax moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne ad-dunya mata'un wa xayru mata'iha al-mar'atu as-salihah nee na adduna lépp teranga la comme ni ko xale yi di waxee waaye teranga bii gën si teranga adduna yi mooy soxna su baax mu lay teg si yoon moo tax Ummu Jamil dafa nekkoon koo xamante ni ku doon xamb la Abu Lahab kii dalal si kawam kii dafa xamul boppam dafa goog nangam sangam yàlla ne Ummu Jamil soxnaam nag bu ëllëgee si waxin matta ma ñuy lakke Abu Lahab moom moo koy gàddu di ko andi moom raatu xamal moom Ummu Jamil fii jiidi hablum min masad yàlla nee na si loosama moom Abu Lahab danañ si takk buum goo xamante ni buumu safara la di ko diri biir safara moo tax ñàkk teggin Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wóorul léeg-léeg nga dégg ku ne Muhammad ma ne leen kenn du wax Muhammad Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax kenn du ko sàllalu moo gën ko yàlla bind koo xamante ni amul sago si yow waxoon naa la Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu xiifee amul problème bu maree amul problème bu amee lu ko metti si xolam amul problème mais ñëwal ne ko rek diwu sàngam këram ci tàkku fa wala xiif na mbaa mar na maa feebar na yonent sallallahu alayhi wasallam addunaam tukki na si waxin yàlla ne laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim yàlla ne dama yebal si yéen koo xam ne amul si yéen sago moo tax yonente yëpp bii ñu jaaxlee si àdduna bay ñaan yàlla moom luñ ko mës a def bañ ko sànnee Taif ay xeer boole ak ay xaj Jibril ñëw ne ko yàlla nee na nga wax léegi ma alag leen mu ne ko déedéet xool asamaan ne ko allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun yàlla jéggalal sama xeet ndax ñoom xamuñu ma bu ñu ma xamoon duñ ma def lii ana waa Màkka tey gëmuñu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
ñoom ñëpp gëm nañ ko kon bu leen faagaagaloon seen ay sët duñ judd ba koy gëm moom mu ne sa ñaanam daf koy denc ba yawmal qiyaam li kulli nabiyyin da'watun mustajaba wa inni ixtabatu da'wati li ummati shafaati yawmal qiyaama nee na sama ñaan dama koy denc ba yawmal qiyaam bu ñëpp taxawee yàlla ne ko loo bëgg mu nekk sama xeet na ñëpp dugg aljana kon Baye Cheikh tabbat yadaa mën nañ ko taari guddi dara nekku si ni dañ koy bidaal xam nga léeg-léeg suñu empreinte yi nga gis ku ne la Seydina Youssouf alayhi salaam sa taaram ba keroog ba jabaru buur ba ñëwee bañ ko gisee sa lañ doon dagg yàpp bañ waroon lekk dagg seen loxo yi loolu amul yàlla ay bidaa la yàlla ba mu ñu bindee suñuy empreinte bi la ñu bindee te loolu wax naka sa suuratu yawmal qiyaama laa uqsimu bi yawmil qiyaama wala uqsimu bi nafsil lawaama ayaxsabul insaanu an lan najma'a izaama balaa qaadirina ala an may tamit tuuti ñu wax ci ñu nit banaana waaw dama lay wax empreinte rek si alquran pour wane ne yàlla ba mu sàkkee doomu aadama da ko sàkkaale ak empreinte Baye Cheikh demal yaa ngi bëgg a def ni malal de yow it yaa fi ne rek nga bëgg a tàllal ni ci Abu Lahab bi waaw dañ bëgg waaw parce que commencé gu ma sax si Abu Lahab tabbat yadaa dañ koy tari guddi oui ou non waa doo ñu ne non kon lii nga wax nii yëpp c'était juste pour nous dire non bi daal rek la kenn du ko tari guddi mën nañ ko tari guddi astafurlah dañ koy tari guddi non mais dañ koy tari bëccëg saa yoo ko sentir booy julli rek nga ne maam Cheikh Thioy tooñ nañu ak mama Raki waaw mu ngi noonu kon naka mbokk yi xam mën nañ ko tari guddi ndax si alquran la bokk alquran amul saar bu bon amul aaya boo xamante ni bu gaafe la waaye itam amul dara loo xamante ni lu ñaaw lu si nekk c'est vrai que bëri na ci ay gëm-gëm yoo xamante ni du alxuraan sax a ko wax dañ ko fi fekk peut-être mais loolu mooy réponse bi nga xamee ni jëm na ci ki doon laaj ndax tabbat yadaa mën nañ ko tari guddi tey nag dañuy teel a ibbi téléphone yi ci écran bi ñu affiché leen ko léegi nii ci ndimbalu tonton Mac merci 88 628 22 22 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 ginnaaw Assane nee na li des ci koor gi bëreetul donc c'est le moment ou jamais ñu yebbi ay piis pour jox leen loolu nag xam naa Adja Maté ma ciy dimbali bu ca kanamee parce que Mati miin nga yëfi piis miin nga yëfi teranga miin nga yëfi yebbi miin nga yëfi sant yàlla boutique Adja Mati indaale na ay bagages yu bëri yoo xamante ni sant yàlla boutique la ko jëlee mën naa leen jox xaalis moom dina leen jox ay piis yoo xamante ni valeur u 100 000 francs la donc bu joxee piis ma joxe njëgu ñaw piis njëgu ñaw piis njëgu ñaw appelez ci 88 628 22 22 et puis on est en train de vous préparer yeneen i mbir yoo xamante ni mën na doon seen i sukkaru koor micro-ondes ak yu baax yi ngeen di gis mën ngeen a woote gaaw ci numéro téléphone yi et puis on ne sait jamais xëj na fi léegi ñu jeexal dina am ay nit yoo xamante ni dañ leen di tànn comme chaque année yóbbu leen Makka loolu nag bu ngeen ko bëggee da ngeen di woote même bu ngeen ñu jotul en direct bu ngeen xasee ba composé benn ci numéro téléphone yi nga xamee ni mu ngi affiché wu noonu ci suufu écran bi man dama koy am waaye du man maay tànn parce que xam naa sama yaay day seetaan ni woo ma gis fi numéro am ne ma sama numéro ngi ci tànn ko donc du man maa koy tànn man damay gis rek maay géwélu woyaan bi donc damay xool pare jébbal ko waa service à valeur ajoutée ñoom ñu tànn donc appelez ci numéro téléphone yi 88 628 22 22 ngeen jot ñu en direct ak ngeen ñàkk ñoo jot bu ngeen xasee ba composé numéro téléphone yi ñun dañu koy am li ñuy def daal tey ma fàttaliwaat leen ko Mati day joxe piis ma joxe njëgu ñaw Mati piis man njëgu ñaw gaaw leen ci woote bi ñu ngi leen di wax itam ni ak fu ngeen mënti nekk di ngeen mën a réagir ci réseaux sociaux yi ak hashtag bi di QG 2019 Mamadou Ndiaye rappelé waat téléspectateurs yi que Matar Ba mooy suñu invité et que bëri na ay ponk yu am solo yoo xamante ni bëgg nañ ci waxtaan ak moom bu ca kanamee. effectivement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee gannaaw ba ma la nuyu téléspectateurs yi nuyu ñi ma bokkal plateau bi hashtag bi mooy hashtag QG 2019 wala hashtag QG TFM moom nag moom la ñu fas yéene teg tey pour nga xamante ne mooy suñu invité bi di Matar Ba di ministre des sports déjà réaction yi commencé na bari dañuy rappeler rek ñi nga xamante ne mooy suñu mbokk internautes yi ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk ci toile bi di ñu suivre ak suñu live yi nga xam moom la ñuy def ci Facebook bi bu ñu demee Facebook dañuy def @ Futurs Médias bu ñu demee Twitter dañuy def hashtag QG TFM wala QG TFM 2019 bu ñu demee Instagram dañuy def @GFM SN bu ñu demee Snap dañuy def @GFM-8 def Sénégal mën nañu utiliser aussi ak suñu
numéro téléphone bi def nañ ko nga xam ne mi ngi ci WhatsApp bi pour poser seen i questions pour suñu ministre bi nga xam ne tey moom la ñu invité ministre des sports. Numéro téléphone bi di 77 393 96 34 77 393 96 34 suñu yeneen support yi nag mën nañu suy suivre bu ñu ci mel ni waa IGFM nga xam ne mooy www.igfm.sn wala ñu def YouTube/IGFM wala ñu def www.kingfm.sn 99.4 quartier général mi ngi fay jàll ni en temps réel mën nañu ñi nga xamante ni mën nañu seetaan quartier général seen téléphone ak sa application bi di GFM et vous moo xam ne disponible na ci Apple Store wala Play Store. mu ngoog donc loolu di lu am solo loo xamante ni préciser nga ko donc en direct ou en simultané ci King FM 99.4 quartier général bu tey bi on découvre ce qui vous attend tey ci jotaay bi bu ca kanamee daañu waxtaanee bokk na ci sujet yu ñu leen di proposer comme chaque jeudi Corombaar Ndiaye patrimoine daañu ci àndandoo ak yow dinañu waxtaanee li nga xam ne ni mooy histoire Ndingala foofee nag delluwaat nga fa gëstu bi nga ci def dinañu ko won téléspectateurs yi bu ca kanamee weeru koor dafa méngoo ak embouteillage bu metti te tar pigu embouteillage yooyu le dinañ ci àndandoo ak Bijou Si di gëstu boo xamee ni def nañu ko tey biir Dakar pour xool naka la nit ñi di dundee embouteillage bi surtout ci période bi la nga xamee ni rapidement nga xuloo wala nga xeex donc muñalante bi est-ce que existe na ci wàllu dem beeg dikk bi daañ ci amal ab gëstu ak ki nga xam ne ni moo di Bijou Si et puis Nana Aïdara ngi fii tey dinañu waxtaanee ñi nga xam ne ni ñooy dëbbkat yi calvaire ñi nga xam ne ni ñooy dëbb ci période weeru koor gi donc gëstu boobu daañ ci ñëw bu ca kanamee et puis am na loo xam ne ni dañu ko xewal muy livreur léegi ku jóg am scooter livré c'est devenu un phénomène business la boo xamante ni xale yu bëri ñoo ngi ci donc def nañ ci reportage daañ ci waxtaan bu ca kanamee ci quartier général bi puisque ñun lépp la ñuy waxtaanee Adja Mati demoon na dem seeti ñi nga xam ne ni ñoom la ñu tuddee ay jànk wala mii na daan doole ñi naan ay mindaan alors fekk nañ leen ci bërëb boo xamee ni dañu fay xëy di wut liggéey jom ak jàmbaar gi ne ci ñoom daañ ci waxtaan bu ca kanamee ak Adja Mati Carter laata sax ñuy dem ak Mamadou Mamen Ndiaye ci yéenekaay yi dama bëggoon ñu ibbi ak ay cant ak ki nga xam ne ni mooy Ndiogu Afia ci quartier général bi ginnaaw guddi gu jot ñu bégal leen ak sunu ndaanaan yi nga xam ne ni ku ci ne bu doon sa sago saa yoo xëyee da ngay tàntal yonent bi tey nag daañu dugg ci ëtt boo xamee ni bëgg nañu ngeen dund fa Afia kon Ndiogu Afia mooy ibbi quartier général bi laata ñuy dem ak yéen ci leneen père bu xar mu ngi fi Sophie ak li mu ñuy toggal xëdd Oustaz Assane ak li mu ñu digoon ci saar bu am solo boobu nga xamee ni am na ay téléspectateurs yu koy réclamer ni Assane moo ñu digoon ni dinañu jox ab saar boo xamee ni mën na faciliter nit bu bëgg a am doom ndax mën na ko tari am doom voilà donc Oustaz dina leen ko baaxee bu ca kanamee en attendant ñu tàmbali kook ay cant ak suñu rak suñu mbokku taalibe Ndiogu Afia. illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la seen xol yi dellu seeti ku réere mbir day laaji xam li mu xamul laaj leen mbiram ki leen xamal lu kenn amul gune yi njàccaan laa ngi te ngeen ne weedam
man ku xamul laajul ki xam xaw ma layam ku toppatul yàlla na toppi waayam mbaalu ko dal bu ko xulfalaayam nañ topp yàlla toppi ndigalam te jéema daw seytaane xàmmee ndugalam te jéema roy li rijaalu laay te jéema roy li kulli jaari laay sëriñ bambaay kenn sëriñ bambaay kenn Cheikhul Khadim mooy mbër xat jaakum minal ilaahi nooru Bamba jago pour wala sinda nooru seytaani baneex bakken ak dunya ku leen fetal daaneel nga noon yu bon ya Bamba jiyaar ak ñoom jiyaatu nafsi te booba sëriñ sanko naan fil xabsi xataltu fil baxri la wax seytaane kab kaboo xer wara awtaane xanaa xam ngeen ne noobul ba engagé ba xeex ca guerre ba nduroowul ak siril keroog payoor ba li mu am kenn amu ko ndax li mu daj kenn daju ko fi laylatul jumaa yi lañ ko taabal ci néeg bu lëndëm fi laylatul jumaa yi lañ ko taabal ci néeg bu lëndëm noonu ya naan ko lambal mu lamb daj ay gobar ak i rabbu ñu tëj ko foofu dem mu des faak rabbu mu daldi jublu xibla daldi kàbbar nee na keroog mënul sax su joon ndax tar-tar fi laylatul jumaa yi lañ ko tàbbal ci néeg bu lëndëm noon ya naan ko lambal mu lamb daj ay gobar ak i rabbu ñu tëj ko foofu dem mu des faak rabbu mu daldi jublu xibla daldi kàbbar Seexul Xadim keroog mënul sax sujjóot ndax tar-tar jàng na fa saaru Baqara ak saaru Imran Jibril la tijji néeg ba fir Qur'an am na fa ñaari guddi lekkul naanul am na fa ñaari guddi lekkul naanul ci leeru yàlla kooku neenul Sëriñ Tuuba am na Ndakaaru ñaari guddi lekkul naanul lu dul ci leeru yàlla xam ngeen ne neenul nee na keroog gis na fa sunu maam Soxna Jaara mu di ko ñaax te di ko dolli daara nee na keroog gis na fa rasuulillaahi dee ko loo xam ne dee su ko xam billaay sëriñ bambaay kenn sëriñ bambaay kenn seexul xadiim mooy kenn sëriñ bambaay kenn ku ko kennal mu kenn la ba nga bég foo dem daj fa la fa gën sant naa sëriñ Tuuba sëriñ bambaay kenn mu kenn la ba nga bég foo dem daj fa la fa gën sant leen Sëriñ Tuuba xanaa noobul ba engagé ba xeex ca guerre ba nduroowul ak civil keroog payoor ba fi laylatul jumaa yi lañ ko taabal ci néeg bu lëndëm noon ya naan ko lambal mu lamb daj ay gobar ak i rabbu ñu tëj ko foofu dem mu des faak rabbu mu daldi jublu xibla daldi kàbbar Sëriñ Tuuba keroog mënul sax sujjóot ndax tar-tar jàng na fa saaru Baqara ak saaru Imran Jibril la tijji néeg ba keroog fir Qur'an
lekkul naanul am na fa ñaari guddi lekkul naanul am na fa ñaari guddi lekkul naanul lu dul ci leeru yàlla xam na ne kooku neenul illallah la ilaha illallah Cheikh Ahmadou Bamba kenn la maa ko Seexul Xadiim noonu yaa ko génne néegi Mbàkke Baari noonu yaa ko génne néegi Mbàkke Baari sandar ma sanga naan ko ndar ngay jaare mu jaare ndar bëgg mel ni daaru ñu daal di koy jalax mu muy Ndakaaru soo xalamee ñaari guddi Ndakaaru sakaltu salikal mabita wa salikal amina wal sabut Serigne Bamba amul morom Serigne Bamba amul morom Cheikh Ahmadou Bamba amul morom Serigne Bamba amul morom ku am morom muy sa borom Yàlla ko def muy sunu borom Seexul Xadiim mooy sunu mbër Bamba di kéemaan xoolal ci ay mbindam sax day kéemaan illallah la ilaha illallah góor gi fii góor kenn la Moodu Bamba Ndiogu Afia tey ci guddi gi ci télévision Futur Média pare gu ñoog moom puisque cant yi dañu koy àggali ba ca kanam xam naa ni fi mu toll tembe ku ne bëgg ngaa dugg mais mën nañoo profité rek balaa ñu leen di jël fàttaliwaat leen ni ñu ngi àndandoo ak Ecobank am na yu am solo yoo xamee ni daf ko jagleel ay clientam bokk na ci bu ngeen demee ci seen ay point express. effectivement bu ñu demee ci seen point express am na li nga xamante ni jagle waa Ecobank jagleel na ko ay clientam lii nag mu def ci weeru koor bi moom da lay delloo sa njëgu mburu wala njëgu ndogu mu nekk li nga xamante ne Ecobank indi na ko ci weeru koor bi pour ay clientam de teg na ci aussi dajale ñi lu tolloog ñetti nit ñi nga xam ne bis bu nekk am nañ possibilité gagner par tirage au sort lu toll ci 25 000 francs CFA li nga xamante ni Ecobank da ko jagleel ay clientam aussi ci weeru koor bi bu ñu demee aussi ci ñi nga xamante ne ñooy partenaire Ecobank yi ñu ci mel ni hypermarché exclusif Sankanal ak Grain d'Or wala Fallukol client bu fa dugg def ay li nga xamante ne ay acham la ak carte Ecobank am nañ possibilité aussi ñu wàññi leen seen li nga xam ne moom lañ fa jël jëfandikoo mu nekk lu am solo li nga xamante ni Ecobank indi na ko ci weeru koor bi Pape Cheikh. mu ngoog et puis bu leen fàtte ni Beko actuellement mu ngi ci promo bu jéggi dayoo na ngeen ma may fële su fi nekkee puisque ku ci bëgg réfrigérateur congélateur lave-vaisselle lave-linge cuisinière à four am na ay njëkk yu mucc ayib sax yoo xamante ni maa ngi xool plaquette bi nii du waxi publicité de ay waxi baax la xam nga ñun moom
dañuy xëy di enquête di dox ci yi nga xamee ni moo fi ne te ku ne mën cee profito donc actuellement Beko dafa nekk en promo et que promo bi mën ngeen cee profito puisque am na yu am solo yoo xamante ni dañu ko wàññi à un point inimaginable Beko tey moo wër Sophie Sophie ngi activé wu sax pour li mu ñuy toggal tey mais man ma profito ci rek pëtëxlu ci li nga xamee ni moo jëm ci réfrigérateur yeeg congélateur yi lave-vaisselle yeeg lave-linge yi cuisinière ak four bu ngeen ko bëggee c'est le moment ou jamais parce que Beko actuellement dafa def spécial sukkaru koor donc dem leen ngeen jëndi lépp loo xamee ni jëm na ci wàllu électroménager dañu ko wàññi ba nga xamee ni boo ci profité wul ci weeru koor gi bu koor gi passé di nga ko réccu parce que mën nga dem amaat prix normal mais actuellement prix yi dañu ko wàññi ba nga xamee ni mën na jëriñ képp koo xamee ni soxla nga lépp lu jëm ci wàllu électroménager Mamadou Mamen Ndiaye ñu ngi lay nuyu dañuy tàmbali ak yow ak ñetti yéenekaay yi nga xam ne ñoo luxi say bët tey. ayca nañu door Pape ak enquête su ma juumul voilà mi ngi noonu li nga xamante ne ji boobu ba léegi ñoo ngi koy waxtaanee ci réew mi mu di accident yu bari yi moom yéenekaay bi di enquête ci la xëy ak bi le titre mu di l'enfer des routes nag bu ko waxee dafa def xayma ci ñaari fan yi nga xam ne génn nañu ko ak accident yu am ñuy wax fukki doomi aadama ak ñaar yoo xam ne faatu nañu ñi ngi wax également lu toll ci fanweer ak lu teg lu ci jëlee ay gaañu bëri na de dafa lim bi dafa jéggi dayu ci 2 jours rek donc ñëw na ci mbiru permis à point bi nga xamante ne ji ñu ngi ko doon wax ci gis-gisam dem na ba jàpp ne bu ñu ci taxawee dina mën a saafara accident yu bëri yi mais li ko jaaxal mooy lan moo tax bañ ko xee ba léegi jëfewuñu ko posé na question bi ci biir yéenekaay bi am na yeneen yoo xamante ne ji wax na ko jëmee ko ci accident yi séq na waxtaan ak ay experts yoo xamante ne ji ay experts ci wàllu dem ak dikk lañu joxe nañu ay raisons yu ñu jàpp ne mooy tax accident yi di am ci réew Sénégal mu di gëstu bu yaa boo xam ne yéenekaay bi di enquête def na ko tey ji bokk ci yi nga xamante ne ji jàpp nañ ko Pape. doo bëgg a commentaire doo bëgg a juger mais buñ la nettalee ni accident yi demee sa xol dafay jeex ci indiscipline bi am fii ci dëkk bi foofu laa nga xam ni man la yow la ñun ñëpp la ñoo gàddu responsabilité xam nga li nga wax ni kilifa gu tedd da koo wax nañu xool le quotidien voilà mi ngi noonu kaddu la yu bàyyeekoo ci Serigne Babacar Sy Mansour mu ne mooy xalif général des Tidianes yàlla na fi yàgg tëdd nee na xamadi ak ñàkk yar bokk na ci li nga xamante ne ji moo tax Sénégal du neex a defar délégation bu bàyyeekoo en fait ministre urbanisme Abdou Karim Fofana ak ñenn ñoo ko seeti woon fa la yëkkatee yi le kaddu gis ne li fekk discipline amul ci réewum Sénégal lu bare bare du neex a lijjanti bokk na ci ni ñu yàqee mbedd yi bokk na ci accident yu bari ci gàttal daal moom sang bi dafa def benn résumé ci réew mekk ni muy doxee comme dañ doon faral di wax naan léeg-léeg Sénégal bu tollee fenn dañuy bëgg di dégg kilifa diine yi ñu wax alerté moom def na ko te sax ci la dëkk xëy na bii dafa dëppoo ak actualité muy indiscipline bi ñuy wax ci réew mi foo ko natt nag fekk ko fa ci accident yi ci mbalit mu bari saagante lu neex waay def voilà tali bi képp kuy dawal bu la dépassé sax da ngay foog ni raw na la ci yëfi àddina mais doo ko nangoo baal le fait que mu doublé la sax ça nous arrive nous tous en fait responsabilité partagée la rëy nag bokk na ci li tax man yenn saa yi nit doublé ma rek ma mer ne kii lu tax mu doublé ma daa di daw gis nga bu la nit doublé lu ne xaj na ca non bu la nit doublé wala mu def la lu mu war a def mu romb la di la sànni loxo boo ko ne baal ma moom day rus ça veut dire que rëy gi il faut que ñu sama papa mu neex mi nee na ñi am priorité ñëpp dee nañu bul njëkkante priorité dafa neex papa ju neex laa am yàlla na fi yàgg te wér ne leen amin ok comme yaa ne sa baay neex na kay ñun amatuñu luñ ciy wax am dit comme yaa ko waxal sa bopp yow mi mu jur ay ca nañ ko ñaanal rek fanam gudd mais en tout cas moom daal xalif bi moom loolu la wax dem na ba teg ci ne dafa am crise morale d'autorité bu am ci réew mi mu teg ci ne nit ñi dañoo dëgër bopp mooy comme li ngay wax rek moom it mu di kàddu yoo xam ne bari na sax journaux yu ko xëyee mais quotidien ak ni mu ci dikkee le sermon de Serigne Mbaye Sy Mansour bokk moo tax ñu tëyee ko indi ko fii ci quartier voilà donc Abdou Karim Fofana déjà da ko seeti woon samedi inchaallah moom Abdou Karim Fofana moo nar a nekk invité quartier général daañu waxtaane logement waxtaane habitat parce que bëri na itam ay jafe-jafe ak yu bëri yu ñu war a expliquer moom jëwriñ joojule dina ñëw ndogu ak ñun ci quartier général bi donc loolu le quotidien moo ko xëtee tey bi ci topp defe naa l'observateur la voilà Vox Populi yow ne da ngaa bañ a lob si nag fan yi ay pap ruube rek mais
Ayib Socé ne woon xam naa dina mën a xaraam na li ngay wax ni ñu kenn du jaxase yàlla da la ciy lakk dëgg la de mais Pape gis nga Vox Populi du sax lii ci kaw Macky sabre la Diop déedéet mais li ci suufa suuf c'est-à-dire Guinée dañ fa voté benn loi boo xam ne góor ñi amatuñu takk ñaari jabar baa boog boo ko dee def sa première femme da lay jox autorisation ah bon waaye assemblée ba lañ ko voté donc 73 députés ya fa teewoon 71 yëpp ànd nañu ci jàll na de loi ba jàll na léegi nag en tout cas jur na coow am na ay kilifa Mati nee na waa Guinée dañoo ñàkk bopp en tout cas daal woote nañ ko gis nga même am na ay kilifa diine yu nekk fii ci réewum Sénégal yoo xam ne journal bi laaj na leen ana kon lan lañu ci xalaat am nañu ci ànd am nañu ci àndul mais gis nga nañ jël kàddu Iran Ndaw li mu wax mooy diine ja ca Guinée du diine yàlla diine kooku gën a neex ñëpp parce que nee na loolu ñi ko def teguñu ko fenn moo tax dina yàgg ci njaayum glace gi de Iran Ndaw dafa neex ba yàgg ci njaayum glace maa ko jàngal xam-xam yow tam xam-xam gu neex gii muy joxe xam nga ni ci man rek la mën a jógee Iran maa ko jàngal loolu wóor na àddina donc moom joxe na xalaatam ci loi bi am Guinée nee na diine ja am Guinée loolu du diine yàlla diine guinéen la ñu baal ma ci kàddu gi donc moom loolu la wax imam Dame Ndiaye aussi tamit joxe na ci xalaatam mais muy mbir moo xamante ne ji ñu bëri ci réewi Afrique yi sax surtout réew yi nga xam ne diine l'islam dafa am doole bi ñu ko yëgee xaw na leen jaaxal mais yàgg nañu ko di jënti muy dem di dikk mais finalement daal député yi adopté nañ ko loolu nag mooy bu ñu ko adopté woon fii Sénégal xaw ma fu ñu jëm dëgg la de day metti loolu de xam naa peut-être dañu bëgg a dooleel jigéen rek oustaz dooleel jigéen peut-être non dooleel leen wala lambal leen voilà fa laa jëmoon lii lambal parce que lii ma gis nii ñu ne voté nañ loi Guinée ne kenn amatul sañ-sañu takk ñaari jabar lu dul la sa aawo dañu ko autorisation déglu la incha allah nees tuut jigéen ñi Guinée ñooy génn manifester ne loi bi nañ ko fi dindi loolu moom dafa leer parce que foo dem si àdduna soxna yi ñoo ëpp ñi nga xamante ñoom ñoo di góor ñi benn ñaar ab jullit laa ne du signé monogamie bu la neexee nga signé polygamie nga yam si benn du fi jeex am nañu signé polygamie yam seen benn am nañu yi fi indi takk suuf yi ak problème yeeg détail yooyu yëpp mooy takk benn ba pare albata ku bëgg a takkaat gis ku la jommal doo xam nooy def te yàlla bi muy wax sax si alquran ñaar la tàmbalee fankihu maa taaba lakum min an-nisaa'i sa suuratul nisaa'i masna wa sulaasa wa rubaa fa in xiftum allaa taadilu nag fa waahidatan aw maa malakat aymaanukum ñu ne ko lu tax mu ne zaalika adnaa allaa ta'ulu yàlla nee na bu ngeen takk leen ñaar ba ñett ba ñeent bu ngeen demee ba mu wóor leen ne yéen mënu leen yor ñaar ba ñett ba ñeent yem leen si benn ndax loolu moo gën si yéen ngir ngeen bañ a jeng yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ne lu am solo la beneen bi mooy jullit da ngay mën a tënku si luwaay yàlla wala nga wut say luwaay bopp parce que lii ñu wax nii amul dara loo xamante ni dafa dëppoo ak alquran te lii lambal jigéen la nañ waxante dëgg parce que lambal jigéen mënul weesu jigéen ñi ni ñu baree nga ne leen ku si nekk ko am sa morom du amaat ñi si des kon fu ñu jëm xanaa dañuy bay glace oustaz xëy na diine dàq na ko te ñun moom ay julli lañu lu diine wax dañ koy nangu mais booy xool aussi am na benn côté positif mooy lan xam nga lu tax fii Sénégal takk ak tekki daf leen a yomb. dëgg la aussi beneen bi topp mooy ñu bëree bëri sëyituñu ngir mbëggeel mais dañuy xemme bon. fawukaay lañ ko def Sénégal dañ ko def fawukaay parce que Guinée voilà Guinée la xewee. te sëy du ay fo. voilà te xam nga ñoom ñoo ciy gën a sonn Pape. laaj ko ñun mag ñi. mooy doom yi ñoom ñoo ciy gën a sonn xam nga Pape. ñu ngi sëy rek. wallaay. xam nga Pape. sëy rek. maanaam. sëy ba dee. xare la. mais daal li ma lay wax diine dàq na ko lu diine dàq ñu ab jullit waru ko jëfee mais booy xool am na côté boo xamante ne ji xëy na mën nañ leen ko nangul dina tax ñu gën a organiser parce que ci xale yi la résultat bi di feeñ. am na organisation foofu. organisation comme nag. non li nga ne mën nañ leen may ñu gën a organiser wu. non kon déggoo ma de oustaz. maam Cheikh Thioye temps yi sa yaram tàng na de. non da nga ne am na foo xamante ni duñ leen ko nangul ndax diine ji mayu leen ko. su ma déggee bu baax. mais am na foo xamante ni xëy na mën na leen may ñu gën a organiser wu. wala waxoo loolu. non waxuma loolu. alors wax kon non dama ne am na benn côté bu positif. bien fait ndax jabar yu bari. mooy analyse positive waaw waxal. moom laa la wax c'est-à-dire jabar yu bari. généralement xale yi ñoo ciy souffrir. ndax da ngay takk benn jigéen am ak moom ay doom parce que génn bàyyi ko. de ce fait xale yi ñoom seen jéngoog seen avenir. maanaam waa doom yi. exactement liggéeyante bi mel ni tulleeg màlle te xale yi ci empathie dëgg la de. lu garaaw nga wax ni. ñu am benn jabar dinañ am temps wu toppatoo ko. li ma xam dafa bëri dinañ am temps wu toppatoo njaboot yi. yàlla naa fi yàgg topp seen bopp mooy côté positif bi ma lay wax. waaw mais loolu pour man d'après l'islam ni mu jàngate mbir mi. non l'islam buñ ko ci dugalee rek. wax ji day tëju nee naa la. suñuy mbir buñ ci génnee l'islam luñ ciy dugal. waaw moo tax ma ne la li diine santaane jullit bu nekk li ko war mooy jëfe ko. waaw xam nga ma ne la nag am na benn côté positif xam nga lan mooy problème bi
mooy affaire bi ma nga yàqoo ca début ba. l'islam li mu njëkk a santaane mooy bala ngay takk jabar na nga ko mën. ñu bëree. ñu ngi takk te mënuñu dëgg la. intérêt moo leen ci dëgg la. gis nga par exemple jur yi doom te mënuñu. exact yàlla bay sa tool. gis nga coro par exemple yàlla baaxee ko teraanga. foofu nag dinaa la dog tuuti. xoolal muy juri doom te mënuñu loolu dafa ndànk. gis nga dafa am loo xamante ne nii ba ci kanam dëgg la yàlla bay sa tool juri doom te mënuñu mais tey jii nii dafa am loo xam ne il faut ñun ñu koy bàyyi xel en bon musulman mooy suñu borom subhanahu wa taala képp ku mu ne di nga judd si kaw suuf si di nga judd te lépp lu fii sa kenn werantewul loolu Assane moom laa lay wax mais question de responsabilité la ku si nekk bët du yanu mais xam na lu bopp at moom foofu lay waxee nañ dem fa laa jëm waxuñu nañ dem takki nii rek man maa gën a contre kii mais tey ànd naa ak moom xam nga Ndiaye rek laa contre mais tey dama ànd ak moom yow ànduma ak yow waaw d'accord na loolu am nga si sañ-sañ am na ñoo xam ne benn jabar la ñu am amuñu lu dul ñaar ñetti doom te ils sont tellement mal organisés. boo leen gisee sax yow doo bëgg a yor benn jabar. c'est une question d'organisation. poussé ci loolu mooy mariage foofu dafa bari mariage précoce. dafa bari ay ndaw yi nga xamante ne. c'est ça ils ont des raisons am nañu raison bu tax ñu def loolu moo nekkoon raison yi nga xam moom lañu doon défendre ci assemblée bi. dafa nekk ay dafa bari dëkk bi dafa bokk bokk yi gën a bari yi nga ëpp li nga xamante ne ñoo fay def ay mariage précoce loolu nag bu ñu éviter ça ñoom dañu gis ni lii moo nekk loi bi nga xam ne moo koy éviter donte nag bari na ay guinéens yi nga xam ne religion bi lañ jël teg comme ni ko Iran Ndao waxee ci kii bi bari na ay imam yi nekk foofu ci dëgg ci capitale bi ñu mën a défendre que ni lii loi bi ñu teg nii baaxul ci l'islam baaxul ci xam nga jigéenu Guinée yi lu ñuy wax accepté booy yaxanal sa xaalisu jëkkër yaa ngi koy dajaleel may gu njëkk sa wucc ñoom loolu lañ gis bon d'accord loolu daal Guinée la xew et que yéen kay boobu defoon ci ab gëstu ñu ngi la ci gërëm bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye Malal Junior Diagne ñu ngi koy xaar moom itam ci jotaay bi tey tàggat yaram la ñuy waxtaane daanaka ci quartier général bi dafa dem ba at bu jot obligatoirement il faut que ñu recevoir ki nga xam ne ni moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu tàggat yaram fii ci Sénégal dem nañu sax ba sénégalais yi ñoo koy xaar donc moo tax tey ñuy recevoir ki nga xam ne ni mooy monsieur le ministre Matar Ba monsieur le ministre la ñuy fekk studio 221 pour nuyu ko ñu ngi lay nuyu di la ziar amati mbégte ci nii nga ñu nangulee doon ganuk quartier général kontaan lool ci sa teewaay bi tey monsieur le ministre ñu ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar di nuyu plateau bi yëpp. di nuyu ñi leen di seetaan. di profité ci bés bi baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq. ni nga ko waxee loolu la baaxantal la parce que chaque année. ñi ngeen ñu may ñu ñëw toog waxtaan ak sénégalais yi. ci li ñu président Macky Sall dénk. et loolu mbégte laa ci am. et puis di leen féliciter parce que quartier général la. defe naa ne nit ñi dañuy toog ba 4 heures du matin di leen suivre. di leen masawu it ci coono yi. merci. am nga nag ñu doon ci sa plateau Mohamed Ndiaye borom ngaabu moom li mu wax léegi rëy na day tax jigéen ñi dootuñu yërëm kenn. dëgg la boo yërëmee sa jëkkër moom mu wutal la ñaareel. mais donc yaxanal bi du mën a nekk. mais monsieur le ministre yow ñaata soxna nga am. man nag borom ñaari galon la loolu. ok fan ngay ayee fan ak fan ku ne fan la ne. ku nekk a ngi fi nga ne man maa ngi fi ma ne maa ngi tey fii TFM. lu ndaw rek ci campagne bi nga ànd ak président di ku njëkk a sonn. vous savez y a aucun ministre des sports qui ose courir plus vite que son président. mais am na koo xam ne ba mu rombee mbooloo rek daa sëgg kan la. li ma xam daal mooy boo ànd ak sa président. moo la war a ëpp coffre moo la war a dàq daw. moo la gën a mën affaire yi nga nekk ci gannaawam looloo yoon. bon mais kon tey foo ayee normalement. maa ngi TFM. merci monsieur le ministre et puis dama ci bëggoon profité balaa nga ñuy rejoindre gërëm la ci sa taxawaay keroog bi El Hadj Mbaye Garmi ñàkkee waajuram bu jigéen ñun ñu ngi lay gërëm mais Garmi tamit mu ngi lay gërëm gu amul àpp monsieur le ministre merci au-delà de jëwriñ ji ñi dénk sport nga doon ko gis nañu sa taxawaay ci wàllu social loolu itam ñu ngi la ci gërëm bu baax monsieur le ministre. dëgg la loolu Pape Cheikh lu jaadu la parce que au-delà de notre mission. dañu am ak nit ñi relation. te ku mel ni Mamadou Mbaye Garmi. nekk ku yàlla baaxee ci réew mi. gërëm na la ba rongo ñoom tuuru su amee lu dal ci kawam surtout waajuram wàññeeku. xam naa ne kilifa yu bëri bëgg nañ faa dem nekk samay kilifa. man su ma ko jot mayee dama far demal sama bopp demal fa président Macky Sall demal fa njiit ñi nga xamante ñoo ŋànk réew mi. pour témoigner ko suñu solidarité ñaanal suñu waajur jooju yàlla xare ko àjjana defe naa ne y a rien d'extraordinaire dans ça. parce que Sénégal li ko téye mooy demlante dikkalante. yéene wante jàmm bokk lii xew. donc loolu moo tax ñu jaar.
mu ngoog en tout cas ñu ngi la ciy gërëm bu baax lan mooy attente yi tey ci quartier général bi looy xaar ci ñun tey. li may xaar ci yéen rek ngeen permettre ñu wax ci liy defar. du ñàkk ñu wax ci li rëq-rëq waaye li am solo mooy boo yoree mbir. jéego yu am solo am ci. lu bees am ci parce que Sénégal commencé wul tey. mais ba fi président Macky Sall nekkee ba léegi. li ñu jot a def ci jéego luy jëmal sport kanam. bëgg naa ñu wax ci weccoo ci xalaat. te it profité ci occasion bi. mobiliser ñëpp autour de l'équipe nationale. pour que fi ñu jëm. yàlla may ñu ndam parce que loolu ma bëtu bépp sénégalais. macha allah jërëjëf monsieur le ministre kon ñu ngi lay xaar ci plateau bi fi léegi ay minutes di nga ñu fekk si bu ko defee ñu tàmbali waxtaan bi ñu dem ci sujet yi nga xam ni préparé nañu leen ko bokk na ci yenn ci ay jafe-jafe yoo xam ni ay jigéen a ngi koy dund Adja Mati Carter ñu ngi lay nuyu nga demoon fekk jigéen yooyu boori Liberté 6. jërëjëf Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu bu baax a baax képp koo xam ne waxtu wi yaa ngi toog dañu seetaan ak képp koo xam ne bokk nañu ak yow li nga xam ne moo di plateau bi wax nañu ko bële passé ñi nga xam ne ñoom la ñu seeti woon mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy patron wu kër yi man ñoom laa tuddee patron wu kër yi parce que bu ñu xëyee liggéey bàyyi leen suñuy kër lépp ñoom ñoo koy toppatoo suñuy doom et tout mais demoon nañ ci Liberté 6 xooli leen kenn ku ci nekk ak na nga xam ne noonu ngay dundee mbir mi ñu ànd ak ñoom dellusiwaat ak yéen léegi ci plateau bi dañuy xëy suñu kër yi ñëw toog suñu gisee patron après am na ay courtier yu fi joxe courtier bi ñëw waxaale ak moom des fois ñu fay la 40 000 50 000 xam nga 40 000 mënul yor seen waa kër des fois 50 000. gis nga fiis ni mu fësee mënuñu fi am dara loo xamante ne juge ñu nit daal dañoo juge ay ñu bandi ay woyu koo ci wax mu ne Liberté 6 ay bandi lañu ay woyu lañu ay sàcc lañu te Liberté 6 ñi am fula am personnalité am dignité am maana ñoo fi ne te ku si nekk da ngay utiliser Liberté 6 loolu metti ma trop. fii du ñu am liggéey yenn saa nga gis patron ñëw jël la yóbbu la nga raxas këram ba mu set mu dàq la wala nga dem si kër ñu lay jox lekk yoo xam ne dafa fanaan nga koy lekk. lekk yu congelé. patron yi am na ñu baax am na ñu bon jànq yi am na ñu baax am na ñu bon waaw mais dañuy juger loo xam ne daal baaxul. patron ba moo ma sonal moo tax ma arrêté. sonal c'est-à-dire. c'est-à-dire que doomu patron boo xam ne doo ko dóor doo ko saaga. da ngay génn këram. da ngay génn këram pour nga am jàmm parce que da nga ñëw jóge sa dëkk pour ñëw wut si. nit da ngay ñëw tamit mu ne la fóot bi boo ma ko fóotalee nangam laa lay fay boo waxaaleeg moom boo demee boo ñëwee mu dolli. lu nekk nag la ñuy daj ci kër yi loo xalaat ne duñ ko daj parce que waxtaan bu ñëwee dañuy wax rek ci dëgg tax man am naa fi problème boo xam ne dem naa ba tribunal aw ma kenn ku ma jàppale te maa ngi nii dellusiwaat fi di ut liggéey mais dëkk bi moom li fi nekk ba léegi ba fii may waxee yow fayu ma. li ma gën a naqari sama liggéey danga may jëlee fi 100 000 ma jël kër gi def ko ñaari fan ah ma dem mu jeex nga ne ma jëlal sa xaalis nga dem wala ma defalal sa kër ba mu set nga ne ma fay wala nga tëddal ma foo xam ne baaxul ma bàyyi waaw wala nga jiin jànka loo xam ne defu ko wala ma dégg ko ci keneen ma xam ne kii daf may jiin ma arrêté loolu moo ma naqari. yow nit koo xamante ne yow xamoo fi mu dëkk téye nga ko 3 mois yoo xamante ne xamoo fi mu dëkk am ngeen problème ba dem ba affaire bi ba gaañ na ma ba maa jël sama xaalis fay mu yàq sama bëñ maa jël sama xaalis fay xam nga loolu état moo ma waroon jël en charge parce que du ma étranger mais ba fii may waxee yow fayu ma est-ce que loolu neex na. dañu ñëw fekk fi suñu paa bu baax boo xam ne ni yàlla da koo moom yàlla na ko yàlla xare ajana ñun ñëpp jox nañu liggéey bu ma fi am ba yàlla toogloo ma fii moo ma ko jox teraanga bu ma am fii laa ko amee mais gisuma fii ñu bon. nguur bi mu jàppale ñu rek dimbale ñu wutal ñu sax au moins bureau boo xam ne dinañ fa mën a xëy dem di fa toog affaire yooyu waaw wutal ñu bureau boo xamante bi nii wala benn terrain boo xamante bi nii bu ñu xëyee dinañ fa mën a dem toog xaar fa yàlla parce que tamit assance yi des fois nga dem dañ lay laaj 15000 pour joxe la boo amul 15000 yooyu duñ la joxe boo amul pièce d'identité duñ la joxe man ñàkk naa fi pièce d'identité ku nekk damay da waaye nag xàcc boo gis wërsëgu waaye la am naa fi sama càmmiñ boo xam ne bu ma demee dikk moo may joxe. bu ñu gisoon foo xamante ne fu baax fu ñu dugal foo xam ku présentable nga xam ne bu ñu ñëwee mën nañ laa jox jànq boo xam ne am nga classe jànq bi du fay patron bi mooy fay xam nga kon dinañu respecté jànq yi mais foo toogaay bi fii ñàkk pexe moo tax ñuy toog. yéen de vraiment da ngeen présentable ndax am ngeen jom di liggéey loolu ci présentable la bokk ak classe ñun ñëpp la ñuy jox kàddu ak fu ngeen mënti nekk ci domaine yëpp on essaie quand même de taataan seen ay xalaat donc
donc Adja Mati nga demoon seeti leen jugé wuñu mais baax na ñoom it ñu wane yi leen naqari. lii baax na parce que xëy na bu ñu ko waxee dina am loo xam ne que ne nekkoon na ci ñoom dina jóge ci ñoom. mais aussi dañ leen di fàttali rek parce que ñoom dëgg la ñoom ñoo yor kër yi mais jànk bu ñëwee te ne la fay ma 100000. parce que parfois nga waxaale jànk ne ko 35000 la am. parce que moment boobu yow loolu nga am pour fay ko. dañuy faral di wax nit bu la fayee 100000 dina la bombaloo karo dina la yónni xaaju ko. dëgg la de. mais ñoom parfois 100000 bi rek la ñuy gis. da nga leen di jëlee mbaaw nga ne leen 35000 ñu la Dakar laay xëy. parce que xëyub Dakar la leen saf. waaye 100000 francs yi ñuy wuti foofu dinañ bomb karo du ñu tëdd fu nooy ak yeneen ak yeneen yu loo xam ni mu ngi ci biir liggéey. mais aussi ndaw si dafa wax léegi lu am solo. mooy aw ma carte d'identité. nit bu ñu lay jël da nga war a am pièce carte d'identité. pour ëllëg bu ñu la gisulee ñu seeti la feneen. loolu ñëpp dañ ko war a def. ñëpp am na ñu koy def am na ñu ko dul def mais nit ki lay liggéeyal nekk sa kër di partager daanaka viom ak yow war ngaa xam fan la bokk. mais ci sa responsabilité la nekk Baye Cheikh. xam nga nit bu xasee ba dugg ci sa biir kër di liggéey tey fii ma toog di liggéey. su ngeen ma gisul 2 jours. di ngeen ma wëri. parce que am ngeen samay identité. mais nit boo amul ay am nañu identité garde du corps am bi. kan la non sama garde du corps dadi maa ngi koy béggee comprendre nga. donc il faut que ñu koy am beneen bi mooy léegi yàlla def na sa affaire yi dafa gën a yomb. mooy da ngay ñëw nga joxe 10 000 ci benn agence. jox ko sa carte d'identité mu am sa filiation yëpp. moom mu war la mën a wutal liggéey parce que agence boobu aussi man du ma ko blâmer. dafa jël local. ci loolu la lay wutalee liggéey mais aussi ay contrat la lu muy signé ak ñi nga xam ne que ne ñoom ñoo lay jël tey su may jox jànk Mamadou wala may jox jànk Bijou wala Coro dama naan la fii ak 6 mois boo gisul la neex ci jànk bi dama lay remplacer ak keneen donc yooyu man je suis d'accord ak agence yooyu mais aussi ñoom comportement dafa baax ci nit bàyyi wax naa la keroog ne la nit bul def mukk lu la nit di xoolee di la ko yërëm yow de bu ñu defee une semaine gisuñu la duñ la seet ndax dañuy xam ne da ngaa jaay yaa ngi ci baana bi yaa ngi jaay cuub ak or commerce nga da ngaa màngaani waaw mais quand même kenn du la wër nga xam ci lu ma ne mu dem letti ji waaw wala mu letti ji mais yooyu yëpp gis nga bàyyi yooyu yëpp ci liggéey la bokk xëy bii ma xëy fii xoolal ñu ngi nekk ci weeru koor duñ la seet boo ñëwul kenn ku nekk mu ngi ndog ba pare toog biir këram mais ñun ndeysaan ñu ngi liggéeyal ndongo li nduur dëgg la kon ñun tamit dañuy liggéey dëgg la kon ñun tamit dañuy liggéey donc ñoom li ma leen di wax rek mooy nañu gën a respecter seen bopp parce que nit da ngay respecter sa bopp ñu soog lay respecter nañu respecter seen bopp liñ leen di laaj nañ leen ko jox parce que aussi du ma jël koo xam ne que ni Mouhamed ñaata yoon lañ leen indi xalaas koo xam ne dañ ko jël tey dem liggéey ñëw fekk ñu daaj tey rek xalaas am na histoire benn jànk buñ doon nettali borom saak bi effectivement bu doy waar sax moom la band ko junj sax yeggalewu ko nee na dafa liggéey ba 15 jours yi jeex waaw mu war a dem week-end préparer bagage am patron am ne ko demal ma ci boutique bi ñëw nga soog a dem quoi parce que boo demee kenn du mën a wàcc bon bi dem ci boutique bi patron bi gis sac bi ni mu ngandee xelam tey dëgg la mu ubbi ko mais apparemment bagage kër gi yëpp ngi woon ci sac bi donc dafa obligé mu koy génnee benn li mu moom yëpp mu téye ko bàyyi ko bete na bu yaa daan mooy li ma la wax c'est-à-dire que am nañu ñu leen di liggéeyloo bu tudd na bu yaa daan ñu leen seen àq mais bu ñu waxantee dëgg aussi ñoom bon yi bari na ci bari na ci ñu saay-saay ñoo xamante ne ji lu ne lañ lay def autant ni leen patron yi di dóoree autant noonu la ñuy dóoree patron yi te ñoom nag seen dóor a gën a metti parce que day dal c'est vice versa bari na fi bon yu nangu seen jëkkëri patron bari na fi bon yu roñ seen or patron yóbbu bari na fi bon yoo xamante ne ji c'est-à-dire loo xalaatu rek lañ lay def mais au-delà de ça agence yi aussi juste benn minute rek bu ñu yem ci nga ñëw ñu encaissé la Mati mi am na agence yooyu de kan ci Mati ngi ci lu ne Mati ngi ci lu ne mais nañ leen di former il faut que ñu leen di former gis nga problème mu Sénégal dëgg-dëgg dafa bari ñu informel comme man loolu mënoo ci sori am na ci bon yoo xamante ne ji tey boo wootee kër ga ne leen jëlal ma numéro sàngam sax duñ ko mën a jël est-ce que comprendre nga léegi nag bu ñu paree ci côté boobu ñu wax ci patron yi nga xam ne dañuy am bon jàppee ko jaam loolu it il faut ñu lijjanti ko donc agence ñu leen war di taxaw bu fekkee da nga joxe bon mu ñëw ne la dañ maa jiiñ wala dafa am lu ma metti lii da ngaa war a jug nga dox ko mais xale bu jigéen bi li mu wax am na problème ba yegg tribunal gisul ku ko jàppale mais xam nga kookit boo ko doon fay mois 200 000 it expérience boobu du ko mës a fàtte bu mukk mais il faut ñu leen di former aussi àq dafa sew man li may wax rek mooy nit tarafatal ay ni yaakaar naa ne boo ko amalee oustaz daf lay topp ci sa biir bàmmeel waxatuma ki nga xam ne daf la ñaqal liggéeyal la
te nag seen liggéey dafa xaw a métti parce que yow loolu def rek nga leen di sant loo xam ne doo ko def sa kër rek nga leen di sant am na yoo xam ne que ni doo ko doxe am na yoo xam ne doo ko def am na yoo xam ni maanaam essayé yoo ko sax def buñ la waxee sax da ngay wax ni xaaral jànk bi ñëw am na ñoo xam ne dimanche bul xeef sax ba dugg seen biir kër mais lundi bu jànk bi ñëwee lépp lay def donc nañ leen respecté mais ñoom aussi nañu respecté seen bopp ñu jaajëfalaat leen bu baax a baax di wax ñëpp nag ne nañu am fulla rek ci li ñuy def man gëm naa ne bu ñu amee fulla ci li ñuy def respecté seen bopp lépp luñ ci bëgg dinañ ko ci am parce que mu xam ne dara xëyul sotti li may wax chaque jour rek dara xëyul sotti soo ma def loolu jaaduwul man nee naa la fa ma bàyyee damaa xëy si tam xarit lan damay tam xarit ñëpp di noppalu bañ a yendu ca kër ga tax ma xëy ma ñëw mu ne ma raxasal miir yi samay doom a ngi na la tamaa ak ñoom a maase ma xëbal kotol bi ak eau de javel xëpp ko ci miiru kër gi tilim bu wàcc ma dem ñibbi pare fas sa kanam xam nga lu tax parce que nee naa la sunu kër ñaari jànk laa fa bàyyi liggéeyu ma parce que dama war a liggéey mais am na lu taxoon jom ju ma yëkkati woon parce que bàyyi naa jàngi sama papa yam dootuma la fayal loolu métti na ma ma ne léegi man damay wuti liggéey mais mère bi mu ñëwee ba ne sama papa ana waa kër Mati mu ne ko man maay papa mu ne ko waa kon lii moo tax ana Mati mu ne ko mu ngi fee mu ñëw ne ma boo paree nga jël sa xaalis ma ne ko jëlee ma may la. wallaahi en tout cas affaire yi dafa partagé comme d'habitude am na ay ñoo xam ne ñooy liggéey ci kër yi parce que man baatu bon bi laay xaw a rus tuuti pour wax ko. am na itam ay patron yu doy waar voilà. c'est sama jànk rus naa ko woowee jànk. déjà daf ma mag sama xarit la maa ngi koy nuyu bu baax a baax sama sœur laay wax déjà ñoo bokk sant. keneen ki ci des rus naa wax aussi nii daf may liggéey. macha allah ku wax ma la sama sœur la parce que dañoo dem ba mu jigi sax est-ce que duñu yaakaar ne ay sœur lañ parce que dañoo nuroo. voilà parce que dañuy dem ba am na ci ñoo xam ne dañuy dem ba bokk ci kër gi am na itam beneen business boo xamante ni commencé nañu ko seetlu bu baax ni mu ngi dox fii ci Sénégal muy business su livraison yi livraison à domicile Nana Aïdara livreur yi voilà ñoom Mamadou Ndiaye man Mamadou Ndiaye menn mi toog ni Ndiaye poobar livraison Pape maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan di nuyu ñi ma bokk ak plateau bi yëpp tey dañoo dem seeti ay livreur ñoom ñu wax ñu expérience livraison nan la demee li tax ñu dugg ci mais juste une petite parenthèse Pape pour revenir ci kii li mu wax dafa wax lu am solo nga ne agence yi dañoo wax di former bon yi xam nga ci li tax ma bëgg ñuy former bon yi surtout par rapport aux enfants parce que da ngay gis ko ñoo xam ne ni saay boo liggéeyee boo ñëwee sa doom dañ koy dóor ci sa ginnaaw rek donc pour ça juste pour ça rek c'était juste une petite parenthèse agence yi war nañ ci mën a former bon yi parce que koo wëccee sa doom rek dafa fekk donc ko wóolu mais en général da nga gis xale yoo xam ne ils sont traumatisés. mais Nana man li ma jaaxal man doo waxee ni yeewu leen. damaa yeewu ci diggante bi nag. loolu jaaxal na ma non tey da nga prononcé. non dama yeewu ci diggante bi de Pape. gis nga QG bi tamit nañ ci wax du prononcé yeewu leen tey muy prononcé juste parenthèse. Nana est-ce que amul ku may seetaan arrêté leen. waaw ma arrêté waaw d'accord ok. est-ce que amul ku koy seetaan mu war koo kii. am na lu xew. mun naa la waatal ni am na lu xew. Mati waxal boog. xale bi jeudi bu ñëwee yeewu leen du prononcé. tey mu toog QG def musóoram su tuuti naan parenthèse. xam nga man yii tamit te ma ne ci weeru koor. man ma toog yeewu leen te ma changé place bokk. est-ce que du loolu. ma ne benn chéri laa xam te mi ngi nii toog al oustaz dara du dañ. donc vas-y. da lay perturbé kii perturbé nga waxal sa sujet rek vite fait fast track. bon seetal li ma wax rek. loolu rek laa doon préciser ñu former leen par rapport ak xale yi ñuy muñal xale yi di leen garder bu baax a baax. bon sur reportage bi tey dañoo dem seeti ji ay livreur. baax na dañoo dem seeti ji ay. Birima Ndiaye rek laay nuyu jàkkaarloo. ñoo xam ne ñu ngi bëgg a yàgg lool ci métier bi ñu wax lan moo leen ci dugal lan mooy risque métier bi ak ban lan la ñu def ba am confiance seen diggante ak client ñu dem seeti ko ndey ñëwaat. foo jógee ñëw Dakar. man département Bakel xam naa Dakar bu baax fu mu tettal mën naa dem. métier bi bon des fois mu dox des fois tamit aussi tamit du dox bon man bon. waaw période koor bi waaw dina dox parce que man dama am samay clients même avant koor gi dama am samay clients ñooñu chaque fois dañ may woo téléphone. koor gi macha allah maa ngi ordinaire bu baax waaw parce que métti na mais damay sant yàlla rek liggéey bi am na sécurité. parce que nit ba nga dem nga liggéey moom bon jox la ay kii embauchement
donc xam na def am sécurité. problème sécurité aussi tamit am na surtout am na ñoo xamante ne job bi ku nekk bu amee sa moto rek ñëw nee na dama def cek mais dafa am ñoo xamante ne bon du ma ne ñëpp mais am na ñoo xamante ne dañ siy liggéey def ko correctement quoi mais am na ñoo xamante ne dañ siy liggéey juste pour am benn buntu rek am benn buntu exploité rek dem seen yoon. man des fois dañ may jox ay chèque ay millions ma dem retiré ko ñëw jox ko waa ji et puis des fois sam nañ samay clients yoo xam sax dañuy retiré bàyyi ma xaalis bi ma téye ko ba après ñu ne ma léegi daa am numéro bu ma lay jox après kooku nga bu ma ko kooku mais loolu lépp c'est confiance la quoi li ma dund bon bari na bariwul parce que tamit des fois si kaw tali bi am na comme chauffeur yenn chauffeur taximètre yoo xamante ne ñoom bon ni ñuy dawalee yow mii xam nga yaay moytu quoi des fois sax nga am priorité sax mais taximètre man moom wax dëgg ma am personne man dama xëccoog na koor gi bon le matin parce que le matin damay xaw a stand by tuuti ba ay à partir de midi yooyu noonu laay commencé di job ba des fois sa ndog bi sax si kaw tali bi la may fekk waaw des fois ndog bi si kaw tali bi la may fekk des fois damay romb comme Sénégal moom te dëkku teranga la bu heure ndog jotee gars yi arrêté la jox la café ak mburu nga dóor après ba pare dem sa gaal. voilà dafa dem ba dafa tendance léegi ku nekk am nga sa livreur bopp c'est cool tant que xale yi ñu ngi ci am dara tant mieux Pape parce que bu njëkk ba scooter nit ñi dañ ko daan jël di xawante di def ay courses loolu ñu ñëpp aw nañ ci dem di seetaane mais gis nañ ni léegi dañ koy utiliser pour daan doole tey jii nii man li ma gën a marqué mooy relation de confiance bu am diggante ak ki nga xam ne mooy livreur bi ak ki nga xam ne mooy client bi parce que nga jël sa alal jox ko nit mu yóbbul la ko te xamoo ko yoroo pièce am dañ laa boole ak moom wala da nga gis numéro am sur le net rek il faut nga wóolu nit dëgg pour mën ko def il faut aussi nga gëm yàlla dëgg pour mën ko def te gis nañ ni léegi plus nit ñi di dem plus léegi livraison dafa noppal ñëpp sa kër ngay toog da ngay woote boo wootee ñu ñëw jëlal la gain d'argent voilà gain de temps gain d'argent da ngay toog sa kër boo toogee nga ñëw ñu wax la fekk nga koy livrer bind ñu dem livrer la sans problème te en général aussi moi je dis que ni c'est yaa ngi làkk ay tubaab baax na man su ma waxee rek ñu foog ñu damay wax ay wax rek noonu waaw baax na amul problème Mamadou tey nga toogee ni bokk xale ba lay sànni ak sa place rek mooy jàkkaar la moom dina ma neex trop donc livraison voilà Pape comme genre boo doon dem tey ni ville nga waroon def aller retour taxi ay 4000 la yooyu tey boo demee 2000 ngay fay te en plus da nga ciy jot bu gaaw jusque léegi dafa dox tellement que dañoo yokk prix yi parce que bu njëkk ba Dakar kese 1500 la woon mais léegi dañoo def 2000 lañu nañu yokk quand même ndax marchandise booy jëlee ba Matcom Pro fële Almadi foofu noonu booy génn Tambacounda mu indi la ko ba Dakar nga fay ko 2000 des fois je me dis c'est peu quoi moo tax léegi ñoom seen jëm bopp ñoom ñoo yokku dem def ko ba 3000 en dehors de Dakar 3500. beneen affaire aussi mooy ki nga xam ne dafa am ñaari façon parce que am na koo xam ne dafa yor entreprise am. dafa ubbi entreprise am. jël ci ñu koy livrer mais ñoom risque métier bi ñoom nee nañ mooy livreur yi des fois dañoo kàccoor ba dañuy wax client bi bu beneen yoonee woo ma directement. mais loolu chaque jour la nag. heure boo yónnee heure bu entreprise yi bu yónnee livreur. bu ñuy dellu dañ naan la que soxna si beneen yoon numéro bee ngi noonu jël ko comme ça nga woo. exactement ñoom ñi nga xam ne ñoom moom seen entreprise dañ koy faral di kaas ñu ne ñoom looloo leen di daaneel. parce que dañuy dem ba après dootuñu jotati appel. ñoom duñu comprendre te pourtant scooter bi day continuer circuler ñoom dañuy joxe essence bi dañuy kii mais duñu gis xaalis. ñun du ñoo ngi nii bu ñu télé bi yónnee reportage yi jaar ci suuf ne bu ngeen soxlaatee animateur woo ma directement. vraiment ni xam nañu li may wax am satu maa ngi lay nuyu Mass Ndiaye maa ngi lay nuyu vraiment tonton Mag maa ngi lay nuyu waaye heureusement ba suñu patron yaa ngi xar mat njaga ngi ci buubaa ngi ci donc xar matt la quoi yàqul dara xar matt boo xam ne dafay daaneel entreprise yu baaxee baax yi sincèrement parler ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yor ñu bëri loolu la ñuy ñaxtu daal doo xam kan nga ci war a wóoru da ngay ñëw te pourtant fin du mois Sophie mii fan yi maa ngi koy seen muy def leneen lu dul lii ñu nekkee ay xar matt la rek xar matt la rek salaire yi doyul kay nu ñuy def dëgg la de mais Pape Cheikh loolu dama ciy sànni lu ndaw rek Sénégal comme Amérique léegi dëgg la business parce que benn liggéey dafa yoratul kenn parce que nag jamono moo changé jamono bu changé dara maanaam dafa am loo xam ne daf la daan doy te doyatu la mais livre dama ciy ñëw tuuti mooy que ni xale yu bëri yoo xam ne que dañu nekkoon ci koñ bi dañuy wax ni jànguñu wala dara léegi macha allah livre loolu moom la ñuy utiliser comme liggéey mais beneen bi mooy da ngay liggéey sa liggéey léegi ma dem beau maraîcher joxe fa benn 7 place
jox la numéro maanaam dafa gën a yombal li nga xam ne rek moom moo di liggéey bi. en tout cas lu ñuy saluer la ñun mais voilà. avec beaucoup de risques waaw. ça c'est un autre point. c'est un autre point bon moo xam ne peut-être soulever wuñu ko mais loolu jar na tamit di soulever. parce que wax na abi confiance bi am comme que ñun livreur la ñu bàyyi ñu wax suñu problème. wax na abi de confiance bi nga xam ne mi ngi am ci parfois da ngay wóolu nit jox ko 1 million amul problème bu fekkee relation bi wóolu nga ko. mais parfois tamit nga jox ko nit xaalisam mu dem yoonam. dëgg la mais seen moyen de transport bi ñu utiliser mooy scooter yi parfois du am papier. temps yi gis ngeen ni ñu leen sonalee ci tali bi. il faut des casques du ñu sol casque de sécurité yi nga xamante ne agression yi tamit ci yenn zone yi. parfois da ngay woo keneen ne mun na la man du ma dem carrément zone boobu heure bi parce que c'est pas sûr. ñoom sax ñu ci bëri c'est malheureux mais ñu ci bëri noonu la ñuy nangoo seen scooter man am naa ci benn cas yàggu dañ ko woo dama bëgg nga livrer ma mu ñëw ñu door ko nangu journée nangu scooter ba pare dem seen yoon du coup ñoom ak wax dëgg neex yàlla seen métier ak risque ñoo ànd dañuy dem ba ma leen maa ngi doon laajte sax pourquoi ba benn heure bi ngeen nangu livraison ñu ne parce que ba benn heure bi nit dafa soxla urgent donc ñun bu ñu woowee rek bu dee xaalis la dañuy jug dem mais am na ci ñoo xam ne ils sont plus réalistes parce que xam nañ ni Sénégal kat danger fi nekk moom en tout cas on les encourage ñoom livreurs yooyu nañu bàyyi xel ci seen sécurité encouragé daal moo gën toog moo gën neen ci benn affaire ah léeg-léeg da ngay ñëw wala livrer ci benn immeuble garer sa moto livrer ñëw fekk ñu yóbbul la ko. dëgg la bari na ñu ci fay ay moto yoo xam ne ci condition yooyu lañ leen ko jëlee donc ñu moytu Sénégal mel ne Bénin. moto yi ëpp fi oto yi ak Burkina. voilà également da ngay am client bu mel ni Bijou Ndiaye doo ko woo ba mu wuyu. dina la woo commander dara parce que déjà livreur bi boo koy ne par exemple boo melee ni man bëgg lekk à n'importe quelle heure ngay commander lekk soo ko nee dama bëgg lekk moom mooy jël xaalisam jënd. soog a ñëw ci yow donc kooku day agsi buntu kër Bijou Ndiaye. taxaw fa 45 minutes di woote Bijou Ndiaye du décroché. danaa la Adja si moo yoroon téléphone bi. wala maa ngi doon sangu wala maa ngi nangam donc livreur bi non seulement day perte xaalis day perte temps lekk bi sedd mën na la bañ a jot da koy delloo bu la jotee andi ko après nga ne livreur bi dafa ma indi lekk bu sedd fekk moom taxaw na sa buntu kër di poireauté pendant un très bon moment donc je pense que loolu également bokk na ci yenn jafe-jafe yi nga xamante ne ñoom livreurs yi dañ koy jànkonteel et pour seen liggéey gën a dox il va falloir que clients yi yombalal leen li nga xamante ne moom moo di seen activité en tout cas ñu xam ni que ñoom dañuy liggéey ñu ngi leen di encourager bu baax ñoom livreurs yooyu merci beaucoup Nana Aïdara pour reportage bi Père ak Thioro Mbar Ndiaye tey Jali ak Fatou Mbaye la ñu ma jox Jali bu ñuul ak Jali bu xees il faut que ma may leen pause pour ñoom ñaar armé leen seen ay téléphone portable comme ça ma may leen ngeen screen leen ñoom ñaar donc chaque jour ak luy ñëw lu ñu boolewul woon ci émission bi donc Thioro ak pourtant Père nag on ne sait jamais sama rakk ji amagul borom kër nag. non Thioro xam nga Thioro cër bi ma ko jox. man sama yaay Thioro Gueye la tudd. waaw mais yooyu yëpp dëgg la man maa ngi sama yaay Roqee la tudd sama jabar yi tudd Roqee garaaw te du yaay jabar la donc lii wax dëgg yàlla lu ne xam ne ci. jëlee Fatou Mbaye man bul jaayuti jar nga. jar nga. man mi jar naa. yow loo bañ ci per. de man it damaa jar de. ay Thioro loo bañ ci per. ay yow mi ngi wax rëy. per bu baax la pourtant. ma sama koo bañ yàgg Bijou Ndiaye ngi nii xel la mante yooyu yëpp dañ koy wax ci plateau bi. heureusement si la sant ma sant ay dara waaye santagoo dara jaay rek. puus leen rek wóoru la de xamaloo ma dara fi mu ne. dama koy wax sa papa demee na ngi nii waxtaan nañu donc xamaloo ma dara. kon yaa ngi ci suuf si. per ñu ngi lay nuyu. macha maa ngi lay fay bu baax a baax di kontaan ci émission bi kontaanati rek maanaam di kontaanati rek. ni ñu commencé ndeysaan tubaarkàlla lépp am solo. lépp am solo. jala Mohamed Ndiaye moom fa mu génnee Guinée moom loolu nuy wax moom. man maa ànduma ca. nan nu bàyyi. waaw ndax dégg nga loolu kon fekku la fi yow. ñu ne foofu dañoo wote ca assemblée ba nekk benn jabar doo nga am boo bëggee ñaareel foog nga am saakooru aawo. monsieur si dañuy toxu Guinée. loolu moom ànduma ci. dañuy toxu ñu mati tamit maanaam mati dikk fu am solo moom it ci mbindaan yi. waaw ndax am doole dafa am solo. mais nañ ko professionnaliser. waaw defari këyit. liggéey day wér. defar ay contrat yu baax. ëllëg bu problème amee. ñoom ñu xam fan lañ jëm. fay leen lu baax ndax nag jigéen ñi nañ leen xool ci suñu yaay yi. seen liggéey daa métti xool leen ci suñu rakk yi ñu am. loolu dafa foog ñu leen di jàppale. jigéen looloo tax ñu war tax di. ku mënul fay lu baax bul jël. wax dëgg yàlla liggéeyalal sa bopp. waaw boo demee bay jël fay ko lu baax. xam nga daa am ñoo xam ne bàyyi seex maanaam mën naa ni da cee am ñoo xam ne am na ci góor ñoo xam ni lenn li ñoom la
maanaam dañuy bëgg lu neex seen jabar rek seen soxna dañuy bëgg lu leen neex ñu wutib jànq te fekk mënuñu ko. dëgg la loolu itam problème la. bëgg lu neex sab jànq borom ji soxna rek nga ne ko naa la wutal jànq muy fobee rek ko kii bu weer wu jub see nga attaqué ko problème dàq ko loolu àq la. te àq baaxul soxna si Aydara ñu lay ziar Aydara man sax ba sama sëriñ Aydara la sax yow it fi nga génn am solo lool moto yi gars yi loolu dafa gis nga réew mi li nga wax rek gis nga danoo toll ci réew moo xam ne kenn ku ne daa war a def dara surtout góor ñi nee naa man fu jigéen di xëyee 4 heures du matin waaye góor bu fa yeewoo midi rek amul jom. góor bu fa yeewoo midi amul jom kooku dañ koo war a tër rey. waaw jigéen di yeewu 4 heures du matin di dóori waar jigéen góor ñi toj Sénégal yi lay jur ndaw sa dem dóori waar 4 heures du matin moom mooy wàcc moom mooy jaar ma seen émission bi mooy premier mooy indi yi yéen a ngi toj Sénégal mooy indi yi tubaarkàlla gaa yi ne ci moto yi nañ leen ñaaral ñu jàppale leen ndax li ñu wax sànq gis nga boo demee ci gendarmerie ak police yi seen moto yi bari na fa lool wax dëgg yàlla te dañuy dóor waar rek nañ leen dimbali taxawu leen jàppale ñu teg jënd bi ci yoon aussi parce que parfois da ngay bëgg loo xamante ne c'est moins cher nga ne comme aw ma moyen yu bëri naa ci dugg jënd ko te doo xam ndax moto bi lu ñu sàcc la recalé ko ñëw jaay la ko suñuy wër moto bi ba jàppale yow tamit da ngay am problème ñu nangu sa moto dootoo liggéey li nga ci dugaloon nga perdre ko loolu moom baaxul gis nga nit looy liggéey lu ne wut ca barke na leew na baax looy def lu ne rek fexeel mu baax ndax sa njaboot ga nga koy jox ñuy lekk nan lekk loo xam ne bii ne leer na lii da nga koo ñaq mu jaar ca yoon dëkk bi daa am yoon nga yor moto nga yor oto lu mu ci mënti doon man mi bërki ba ma fi jógee quartier général ba le passé le sama oto ci rond-point Ngor bii gars yi dan ne ma taral sama oto am na ñaari fan ca brigade bee ndax nag wax dëgg booba samay këyit matul lu tee na ma xàmmee mais citoyen waaye teewul citoyen laa rek xam na ni def na sama oto amul plaque ñu jàpp ma défaut de plaque ñu daan may téye oto ba te pourtant damaa dem xool nu xam ne liñ ma wax dafa jaay yoon la ma dem doxi loola xam nga li ma la wax ne mënoon naa ñaan bu ma ñaan ñu kii mais tamit dëgg yàlla réew mi daal Baye Cheikh kontaan nañu bég nañu dama ne woon naa ñam rek ci li mais loo xam ci sport ci kanam yaa ngi préparé pour parce que tey yaay suñu consultant déggoo la ma ca xam Malal ngi ñëw Bakary Cissé ngi ñëw waa sport a ngi toog mais yow am na loo ci xam lu bëri non bari na Baye Cheikh la ma xam ci parce que dégg naa da nga daan football nawetaan Baye déggoo li ma la wax la man kii def na lu ne nan xaar ba ci kanam ba tël rek la mën de loo tëlee ba duut la maanaam am duut kat la boo xam ne de duuta ko mel loo ni Baye Cheikh xoolal duut ba tuuti xoolal dama daan jógee ngumba duuteur la dama daan jógee ngumba fi ma dëkk waa ngumba am match Kébémer ca stade ba man ngumba laa jóge ñoom kaar la ñuy jël man damay jël pot meew dama koy tël ba biir stade Kébémer tam xanaa du mooy footballeur moom père bu xar ci kanam dinaa ko defal confrontation entre moom ak Matar Ba ministre des sports téléphone bi ñu ngi leen ciy xaar Adja Matilo indaale man yore naa fi enveloppe yoo xamante ni bu ci nekk am na lu mu def ci ay sukkaru koor 50 000 ku dugg ma jox la ko am naa fi itam yeneen yoo xamante ni mën na leen a bégal ci période bi ñu ne li des nag pour ñu jeexal koor gi daanaka bëreetul yaa oustaz yaa ko wax sànq donc c'est le moment ou jamais ngeen wut seen i toof ñun mag ñi toof la ñuy wax piis wut seen toof yu baax bu ko defee ngeen dem ñawlu ko loolu nag moo tax may laaj Adja Matilo indaale xanaa li gën ci askan wi nga xam ne ñoom askan wi leen tànnal seen bopp mu di ñi nga xam ñooy di waa sant yàlla boutique ñu nekk ñoo xam ne que ni nag may say frère la ñu leen duppee ñu nekk fii ci Colobane marché Gambie waaye nag nekk ñoo xam ne que ni tu si xew ñoo ci aay tu si góor ñoo ci aay maanaam bazin ñoo ci aay jasneer ñoo ci aay cuub ñoo ci aay ak lépp loo xam ne daal nit daf koy jëfandikoo ci wàllu tissu mu xew ci jamono ñoo ci aay ba pare ay prix yu abordable la ñu yor am nag fii place ci marché Colobane ci fi nga xam ne moom moo di marché Gambie seen numéro téléphone yomb loolu nag 77 la 906 28 95 bàyyi li ma indaale tey kon tey da ngay yebbi damay yebbi ay ca jëlaaleel téléphone bi tànn sa bu la neex lay doon ku dugg ñu jox la nañu xool kan moo njëkk a nekk ci ligne bi ko defee allo oui allo salaamaaleykum waaleykum ku baax maa ngi lay nuyu sëñ bi sa réseau dafa mel ni neexul de Badou Ablaye Diop xaas moo fi bàyyi rabam yi kii kay daa mel allo waaw est-ce que doo orienté wu tuuti bu ko defee ñu mën la dégg bu baax a baax waaw orienté mu naa instant bii nii allo
waaye on l'entend pas bien. waaw d'accord léegi naka nga tudd. allo. allo. ma ne naka nga tudd. Alioune Dieng. Alioune Dieng. waaw. Alioune. Alioune Diagne. ah Alioune Diagne. Alioune Diagne. Alioune reer nga ba pare. allo ma ne Alioune reer nga ba pare. waaye bu ligne bi baaxul ñu jël keneen. waaw ñu jël keneen oui parce que dégguñu ko bu baax xam naa la mu lekk tamit bu ëppee trop dafay def effet ci ligne bi kon bu keneen ñëwaatee rek ñu ànd ak moom ci li nga xam ne moo di téléphone bi. oui kooku Aïcha allo. allo. Aïcha Adja Mati waxal ak man yor naa xaalis yore nga piis. waaw. allo. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ku baax ki yokkal baat bi. waaw maa ngi tudd Abdoulaye Diaw. Abdoulaye. Diaw. Abdoulaye Diaw fan ngay woote mbokku Mado. maa leen woowee Pikine Icotaf 3. fan ci. Pikine Icotaf. quoi. Pikine Icotaf 3. Pikine Icotaf 3 d'accord ok 3 d'accord Abdoulaye lan moo la gën a neex ci quartier général. xam nga moo gën a neex man seen jàkkaarloo bi. jàkkaarloo émission jàmbur la de waxal la neen. bon am na waaw am na solo trop boo xoolee tamit. parce que Pape Diall ñëpp la ci xajal. dëgg la fa yaatu xol de. dama ne nga wax ñu may la gaaw nga dem may sama room yi. d'accord léegi lan nga bëgg ñu may la ci cadeau yi ñu fi teg yëpp ndax may sa sant yàlla tey dafa ñëw pour yebbi leen. waaye bàyyi loxoom bi rafet na de. waaw man moom bëggoon naa ci enveloppe bi nag. bàyyi wuyu ko ne ko allo kon. léegi xam nga nu may def ak yow. comme dañu bëgg yéen ñëpp ngeen kontaan. may naa la 50 000. mais tegal ko ci piis nag. man nag tegal naa la ci piis bii nga mën cee def sa korite gu baax xam nga piis bi piisub góor la. waaw rafet na de. waaw bii mën na yi xew ci jamono. kii de bambam maase na. maase na de may sa sant yàlla boutique ni la def ak yow. am nga 50 000 ak piis. waaw korite mat na. yow korite nga am nga ndewen na lis ndax xam naa ni boo ñëwee dina des mën naa jënd saako soble ak comité. merci ne quitte pas comme ça ñu jël sa numéro de téléphone mën la jébbal sa piis. ak sa fukki junni piis bu mat grand boubou et puis ñu joxaale la 50 000 yoo xamante ni yaa ko moom ñu ngi leen di xaar kon ci téléphone yi gaaw leen ngeen wéy di woote ak numéro yi nga xamante ni ñu ngi affiché wu noonu ci suufu écran bi 88 628 22 22 88 628 04 05 je rappelle encore que ñu ngi àndandoo ak yéen li leen Sobowa jagleel itam bëgg naa ngeen bàyyi ci xel bouteilles yi dañu ko gën a defaraat ba noppi itam wàññi prix yi ba nga xam ni dafa gën a accessible surtout ci période bi ñu nekk bi plus chic moins cher ba pare neexal naan Pape Cheikh Sobowa loolu la andi jël bouteilles yi defar ko ba nga xamante ne ñëpp dañ ciy gis seen bopp wàññi ko mu neexatee bay bëgg a dee neex a yóbbu fépp fooy dem mun nga ko dugal sa poche sax boo amulee sac wala quoi que ce soit def ko sa poche rek yow dem bu heure ndogu jotee boo ndogu ba pare naan ko donc ku nekk ak sa choix ci boisson yi bu fekkente ne coca moo leen gënal wala coca zéro wala sprite actuellement jóge na ci 300 dem ci 250 francs CFA gazelle pomme gazelle ananas wala limonade actuellement mi ngi jar seulement 200 francs CFA bu fekkente ne Vinto moo leen gënal nag moom actuellement mi ngi ci 300 francs CFA ñiy wut doole pour ut lu leen jàppale ci koor gi mun nañoo naan boisson énergisante bi di XXL actuellement mu jóge ci 500 di jar 400 francs CFA yomb bay bëgg a dee neexa naan foo leen dem ci boutique yi mun ngeen ko jënd utiliser ko comme il se doit muy ci heure ndogu wala heure xëdd Pape. voilà ma jàll nag ci sas yi téléphone yu bees yi may gis ñu koy publicité sas naa ko jili CSB pour téléspectateurs yi donc loolu maa ngi koy xaar moo yooyu nga xam ni daal dégg naa boo ci bësee bouton bind ndogu sax mu livré la ndogu bi directement sans pour autant nga jaar ci livreur yi donc sas naa ko jili CSB billet màkk yi itam benn bi dama koy sas première dame suñu yaay Adjot Mariam Faye Sall comme chaque année moo ñu ko tàmmaloon te looy def mu jik la itam donc ko war a baaxantal boobu ba tey maa ngi déglu madame Mbeng dégguma ko donc occasion la tey ma sasaat le billet màkk bu téléspectateurs yi donc ko joxe daaw ak daaw géej donc ren ñu ngi koy xaar ci quartier général bi bu ko defee yéen ñiy woote du ñu yóbbu benn rek mën nañu yónni yóbbu plusieurs bu dee am na ñu ma tuddul te ñu mën a dolli itam du ñu wax dara pour suñu xarit yi seetaan bëgg nañu yóbbu ñu bëri ñoo xam ne bu ñu demee ba màkk oustaz soit yow nga guidé leen wala ajaamati mi miin màkk wallaay kan mooy guidé nit ñi dégg naa ci commission bi la bokk defa nii Mati loolu de yëguma ko woon
waaw xam nga màkk moom Baye Cheikh neex na neexaay boo xamante ni fi mu nekk nii téléspectateurs yi macha allah xam naa ne ñoom ñëpp seen xol mu ngi si yoonu màkk bi ñuy bëgg a dem ak ñi demagul woon ñëpp mu ngi si barakallah macha allah comme ni nga ko waxee ñi yàlla may tamit ñu mën a yóbbu doomu aadama yi ngir ñu ziyaari baytullahi alharam dem Medine ziyaar Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. dama fi am nag yóbbante bu am solo Ngoone Njaay géwél nee na daf la bëggoon dénk buum gi est-ce que loolu dagan na moom fi mu toog ji la seetaan rek ak cofeel bu mu am ci yow fan yële Mamadou Mabène Ndiaye la ko bëggoon dénk mais gis na ni tey daal da ngaa gën a leer mu bëgg la koo dénk buum gi. xam nga aj mooy juróomeelu penku l'islam ajula dafa nekk loo xamante ni lu am solo la te jullit bu nekk ñaan Ngoone Njaay géwél ziyaari baytullahi alharam Sala Bigué Ndiaye nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax Ngoone fer xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne cuuraay aj gu nangu amul benn pay lu dul Ngoone Njaay ajal alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna Ngoone aj gu nangu benn pay rek la ko yàlla di Ngoone Njaay mooy aljana nga dem rek mu ubbil la ko nga dugg Ngoone ajal kon ñi nga xamante ni dañu bëgg dem mu nekk seen yéene yàlla leen ko yàlla yóbbu mais yéene Ngoone Njaay bi loo ci wax nit ñi itam nañ leen yóbbu te yàlla rek tax Ngoone Njaay ñoom itam seen yoolu àjjana xaj na si suñu borom moom wax dëgg yàlla li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon rek loolu la man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah nee na ku dimbali si lu baax ba mu am yiw mais nga dimbali Ngoone ci lu baax amul borom kër te bëgg na nga dimbali ko ci yiw daf la yóbbante nekk man fees naa mën nañ continuer donc mu ngi noonu première dame moo nañ ku mel ni Tahirou Sarr tamit Baye Cheikh ndax c'est un bienfaiteur de l'islam moom tamit ñu ngi koy woo Tahirou Sarr c'est un bienfaiteur de l'islam mu ñàkkul ñu dégg ñu koy ziar moom da koy matal léegi moom biyam day ñëw léegi ndax ñëpp mën a dem ziar moom biyam day ñëw léegi incha allah gëm naa ne Mouhamed Abdallah Thiam borom livre bi ci yonent bi da koy faj léegi moom itam borom baax la te mu ngi yóbbu nit ñuy ziar yi Alaaji Serigne Mbacke Ndiaye monsieur le ministre moom da koy faj léegi xam nga ay jullit lii lañ mën a lante Baye Cheikh nit ñu jéggal ma si kàddu gi kenn du ko lekk kenn du ko naan njëriñ dong lañ koy deyee te ki ngay dimbali muy yombalal ko jaamu yàllaam yiw bu mu si am yow boo amul triple bi di nga am loo xamante ni moom mooy sextuple bi wala lu ko ëpp fuuf kon nañuy dimbali jaamu yàlla yi di leen yombalal seen jaamu yàlla parce que loolu dafa nekk lu am solo suñu maam suñu sëriñ Cheikh Mouhamadul Fadil Mbacké radiyallahu taala anhu ibnu Cheikhul Khadim radiyallahu anhu dafa waxoon mu ne jaamu yàlla si jaami yàlla yi jaamu yàlla si jaamu yàlla yi te yaakaar naa yóbbu nit màkka moom nit mënul defal doomu aadama loo xamante ni moom moo ko gën a ay Baye Cheikh dig nañ leen ko ci quartier général bi ci numéro téléphone yi donc woote leen ñu ngi leen di xaar à tout moment même bu fekkee émission bi jeex na 24 heures sur 24 mën ngeen tànn benn ci numéro téléphone yi nga xamee ni am nañu ko balaa ñuy jàll ci patrimoine waxtu toggu xëdd jot na puisqu'il est minuit et quelques ñu ngi xaar itam ministre des sports pour tàmbali waxtaan bi ak moom Malal Junior Diagne ngi ci ginnaaw et puis laaj yaa ngi tàmbali depuis sànq ci internet bi surtout ak hashtag bi di QG 2019 ngeen di ñu déglu en simultané ci King FM 99.4 Sophie ñi la àndal. mbokk yi xarit du ñuy seetaan rek comme ni ñu koy defee à chaque fois andi leen benn plat boo xamante ni moo leen di accompagner comme ni ñu koy defee nag jaajëfal suñu partenaires yi nga xam ne ñoo ñuy gunge ñoom tamit di ñu dooleel fii ci suñu biir waañ ñu ko mel ni NMA ñi nga xam ne moo ñuy andil farine yu mucc ayib yi am nañu tamit li nga xam ne mooy rôli coquillette am nañu rôli vermicelle léegi pour xew yi am nañu pack yu 5 kilos yoo xamante ni mën nañ ko utiliser am nañu tam li nga xam ne mooy pasta macaroni am nañu li nga xam mooy pasta mu xam sa bi ak pasta mi li nga xam ni mooy spaghetti am nañu aussi waa Sénico andil nañu beurre jadida ak warga flecha bi nga xamante ni loo lekk-lekk boo ko naanee rek di nga lekk mën na rees ci saa si am nañu aussi ñi nga xamante ni waa pâtisserie ñu ngi andil bouillon Adja andil ñu tamit dolli joker ak cube Adja yu ndaw yi nga xam mooy tutte saf yi nga xam boo ko sàppalee sa ci li nga soxla dala koy jox ci saa si comme ni ngeen ko gisee nag tey maa ngi andi li nga xamante ni mooy yaasa poulet pour yaasa poulet bi nag am nañu li nga xam ne mooy poulet bi am nañu ay bâtonnet de saucisse am nañu li nga xam ne mooy oignon petit pois olive noire cornichon maïs doux poivron jaune ak rouge am nañu li nga xam ne mooy nen am nañu citron ak li nga xam ne mooy oignon vert am nañu suñu épices yi nga xamante ni moom lañ koy aromatiser ba nga xamante ne ni dafay am gu fi mu ne nag teg nañu ñànkatang bi de l'autre côté ñànkatang bi commencé na ñor teg nañu suñu benn poêle dañuy ñëw rek def ci li nga xamante ne ni mooy beurre jadida bi gis nga ni sonatuñu benn yoon bu ñuy togg di utiliser huile beurre rek la ñu koy toggee damay ñëw rek jël li nga xam ne mooy
benn cuillère à soupe de beurre moom laay utiliser parce que tamit comme ni ñu koy waxee à chaque fois weeru koor gi dañu war a surveiller lu ñuy lekkee parce que boo lekkee lu nii da lay sonal te da lay andil ay complications ci journée bi moo tax benn cuillère à soupe de beurre rek la ñuy def ci li nga xamante ne nii mooy suñu poêle le temps que nag beurre bi di fondre ma surveiller li nga xamante ne nii mooy ñànkatang bi nga xam ni ceeb bu dijj bi la ñu jël fas yéene ko toggee déjà ni ñànkatang bi presque ñor na ñànkatang bi aussi dañuy jël rek li nga xam ne mooy beurre jadida bi ak tuuti ndox bàyyi ko excusez-moi waaw beurre jadida bi la ñu jël def tuuti ndox ak sel bàyyi ba mu bax ñu daal di ciy def li nga xam ne mooy ceeb bi moom daanaka ñor na damay ñëw rek def ci li nga xamante ne ni moom lay àndal gis nga ni ñànkatang bi su paree damay jël li nga xamante ne ni mooy petit pois moom laa ci rajouté ci kaw denc beneen moitié bi pour aspect décoratif bi def ci tamit li nga xam ne mooy maïs doux gis nga nag su ma defee nii rek dama koy daal di delloo fi ci kanam tuuti nag fekk macédoine bi daal di ñox ma jël ko daal di ko ciy def moom tamit nii dama koy upp nii ba ci kanam ma ñëw jekkiwaale ko ak moom mu ñor fi mu ne nag li nga xam ne mooy beurre bi ma defoon ci poêle bi moom daanaka am naa ci li ma ci soxla parce que dama bëggoon mu seey fii nag ma jotoon a dagg tuuti kaani benn piment jaune laa jël moitié bi rek laa jël dagg ba mu sew moom laay jiital nga xam ne suñu sauce dafay gën a am goût su ma defee noonu nag ba pare damay ñëw jël li nga xam ne mooy sama cube Adja bi nga xam ne moo may accompagner ci biir waañ bi moom laay jël gis nga fi mu ne nii booy togg sauce am na ñu bari dañu daan jël ay café wala ñu jël sucre di ko ci jiitalee pour mu doore jaratu ko da ngay tàmbalee ak li nga xam ne mooy Adja bii rek gis nga nii rek booy laal muy tas su ko defee nag ma daal di ñëw tàmbale li nga xam ne mooy sauce bi déjà nii soble yi dagg naa ko en julienne damay ñëw rek moom rajouter ko ci biir voilà gis nga nag su ma defee soble bi ba pare damay ñëw rek mélanger ko gis nga ni beurre bi mooy nekk à la place su huile bi voilà gis nga nag fii nag ma am fi li nga xam ne mooy poulet yi gis nga nag fii la plupart du temps bàyyi bu ñuy togg li nga xam ne mooy ginaar dañuy def dëwlin bu bari teg ko ci saaf ko ba nga xamante ne dëwlin bi boo koy lekk tu as l'impression que ni carton ngay lekk lii nag dañu ko jël rek daal di def ail persil ak li nga xam ne mooy Adja bi ak samay herbes aromatiques yi nga xam moom laa mélangé def ko ci marmite bi de temps en temps nag ma ci arrosé li nga xam ne mooy tuuti fond wu cornichon bi ba am résultat bi saafuma ko dama ko bàyyi ci beurre bi rek dooreel ko ba mu am couleur bi mu amee couleur ni nag ma daal di jël teg de l'autre côté fii nag ma am fi benn nokkos boo xamante ne nii fond wu marmite bi laa jël daal di koy def ci li nga xam ne mooy ci kii bi ci sama benn tupperware def ci oignon vert def ci citron def ci ail def ci li nga xamante ne ni mooy épices yi nga xam ni rek laay utiliser moo ci des gis nga ni graine de persil fan yi boo xoolee maa ngi koy utiliser ci li nga xamante ni mooy sama togg parce que graine de persil moom li la persil chinois bi di jox moom la lay jox te goût bi dafa nekk benn goût boo xamante ni dafay neexal li nga xam ne mooy suñu togg am naa fi tamit épice poulet paprika bi moom damay ñëw directement sotti ko ci li nga xam ne mooy oignon bi bu ma ko ci sottee nag ba pare ma ñëw jël li nga xam ne mooy fond bi gis nga fond bi nag bu fekkee yaa ngi sa kër nga am temps mën nga ci rajouter tuuti moutarde daal di jël diwaat ko ci li nga xam ne mooy poulet yi def sa xal bu ndaw bàyyi ko ci nag muy kos nank su ko defee poulet bi da ngay am guwu lakk boo xam ne da koy jox li nga xam ne mooy yaasa bi voilà gis nga nii nag su ma defee nii nag ba pare bàyyi gis nga da ngay xool ni oignon bi commencé na di am couleur parce que paprika bi da koy jox couleur su ko defee nag ma daal di jël li nga xam ni mooy sel def tuuti sel su ma defee sel ba pare damay ñëw rek am naa ñaari kaani yu jaune moom it dama ko ciy tëmbal voilà gis nga nag su ma ci tëmbalee noonu kaani bi ba pare le temps que soble bi di ñor nag mën naa ñëw jël li nga xam ni mooy olive noire bi daal di ciy sotti moom tamit moitié bi daal di sotti li nga xam ne mooy cornichon bi moom déjà ni muy taaralee sauce bi noonu la koy joxee goût moo tax ñu faral di ko def ci suñuy sauce aussi am na ci solo damay boole yëpp rek bàyyi daal di mélanger le temps que nag sauce bi di ñor ñu ciy def li nga xam ne mooy poulet bi parce que bu fekkee yaasa ngay def jaru ngay togg sauce bi ba nga xamante ne ni soble bi dafay ñor dafay neex nga di ko ci bàyyi noonu soble bi boo koy lekk di ko ci sentir muy croquant am na ci solo lool déjà nii nag sama ñànkatang bi war nañu mën naa ñëw rek daal di koy vérifier voilà gis nga nii def nañ ci maïs doux
def ci li nga xam ne mooy tipois xam naa ci kanam nag ma jël macédoine de légumes bi daal di ko ciy def parce que moom tamit mën nga ko def à la vapeur su ko defee nga mélanger ko ci sa ñànkatang dafay gën a am couleur am naa fi tamit li nga xam ne mooy ay saucisse am naa fi li nga xamante ne mooy poivron jaune ak rouge moom nag ci kanam lay ñëw ci sauce bi à la dernière minute mais nag pour le moment mën naa ñëw def ci li nga xam ne mooy poulet bi gis nga nii rek damay jël poulet bi daal di teg ci kaw soo xoolee baay yaasa bi may togg ni tey mën nga ko lekk ci heure xëdd soit mën nga ko def mooy heure reer te doo am benn problème parce que yaasa bi du am moutarde duñ ci def aussi vinaigre juste citron rek lañ ci def pour nga xam ne dafay relever li nga xam ne mooy goût bi su fekkee nag def naa ko nii ba pare damay wàññi gaz bi jël benn couvert ëpp ko su fekkee yaa ngi sa kër nag am benn doomu xal bu ndaw mën nga ko ci def nii rek mu fay ak moom su ko defee yaasa bi dafay am beneen goût baay ci yaasa bi. ci biir waaw xal lan mooy xal. benn xal bu ndaw dooñu këriñ bu ñu def ba mu xonq. moom ngay jël rek fay ko nii ci biir sauce bi. loolu pour la la. loolu dafay mel ni da nga ko lakk. da koy jox beneen goût. d'accord noonu la suñu maam yi daan toggee. déjà da ngay togg benn yaasa. yow ku la xool sa kanam gi naka jekk kanamu maam la. man daaw ba ma juddoo du tey. feeñ na ni ngay prononcé affaire yi sax mag ñi noonu la ñuy prononcé passis. Flessa. ci mag la. Fasis. kon yow su fi dem ñoon nag. te ñun xare la ñu soxla woon ci waañ wi. ndax naa leen ba dem nii bàyyi. donc da ngay jël xal bu ndaw rek dugal ko ci biir kii bi. benn xal bu ndaw ngay jël rek fayaale ko ci ubaale ko ci noonu. boo koy lekk nag da nga naan waa lii ban façon yaasa la. dañuy renouveler sa contrat dès demain. loolu dina ma neex bu baax lay dégg wala déggu la. dañ koy renouveler dès demain man yaa ma gënal 15000 Alfi. voilà bi nga ñëwee la xel yi dal. Alfi d'ailleurs ñu ngi koy nuyu du ko fóon elle nous regarde tous les soirs. Pa Malal papaam itam xam naa il faut nga yàkkal ko parce que suñu papa la bala sant. Alfi newu fi waaye tey loo togg rek yàkkal ko Pa Malal ah. yàkkal naa ko Pa Malal ak Alfi Baye Cheikh. jeex na su ma paree maay dem ba Ndar yóbbu yekk bi. kan nga koy yàkkal Ana Ndiaye. déedéet. kan. maman Ana. moom démb laa ko yàkkal. léegi koo yàkkal Ndar. Ndar bàjjen Selli. ah bàjjen Selli. mooy kan. sama benn bàjjen la. moom nga yàkkal tey. waaw d'accord ok y a pas de souci donc ñu ngi lay gërëm bu baax on va déguster suñu xëdd bu ca kanamee et puis yaa ngi ànd itam ak la main d'or traiteur. waaw am na yu baax yoo xamante ni indi na ko ak suñu rakk caat. donc ci kanam di nga ñu ko tegal dinaa leen jox numéro téléphone am pour yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg ay méchoui filet korité ñu jàll ci beneen sujet mais en même temps fàttaliwaat leen ni mën ngeen a woote ci numéro téléphone yi nga xam ne ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi ku dugg ñu jox ko sukkaru kooram man yore naa fi xaalis Mati yore na fi ay piis yu jógee sant yàlla boutique donc piis ak fukk piis fukk li ci des nag mooy billet màkk bi ak yeneen i cadeau yoo xamante ni sukkaru koor la ñu ko tuddee ci quartier général bi donc 88 628 22 22 88 628 04 05 ak yeneen numéro téléphone yi nga xam ne ni actuellement bu ngeen ci jël composé di ngeen ñu jot en direct ci quartier général bi dañuy jàll ci patrimoine comme chaque jeudi Coro Mbaar Ndiaye lañ ciy àndal tey nag Coro dañuy dem fi nga xam ne ni dañuy dem nga nettali ñu histoire nding la. Voilà Pape Cheikh maa ngi leen nuyuwaat téléspectateurs yi ñuy seetaan c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine ni nga ko waxee tey dañuy dem fi nga xamante ne moom moo di Ningala nag bokk ci tarixa bi nga xamante ne moom moo di Laayeen Ningala nag Pape Cheikh moo nekkoon Cambérène bu njëkk ba avant ñuy tuxal Cambérène ci 1914 di ko andi fi mu nekk foofu la nekkoon ca Ningala nag li mu dëxëñ ci ay ngëneel dafa bëri macha allah am na ab teen bu nga xamante ne moom Seydina Limaamu Almahdiyu moo ko gasaloon boppam ak yeneen dañuy dem déjà xooli waxtaan bi nga xamante ne sekk nañ ko ak vieux Abdoulaye Fall moom mi nga xamante ne bi mu amee 25 ans ba tey moom moo nekk foofu la ca Ningala tey macha allah am na 96 ans. ça veut dire depuis 71 ans mi ngi foofu nga xamante ne moom moo di ca Ningala waxtaan nañu un peu ak moom ci histoire boobu le bërëb ñu xooli ko dellu si waat. اللهم صل على محمد سيد العرب والعجاب kii mooy Cambérène bu njëkk dëkk jooju moom la njëkk a def ñetti fan njëkk ga ñetti weer gore juróom-ñeenti weer kër Mbay Si la muy at
ba mu jógee fii la ñëw ànd ak saaba yi kurus gi dagg moo ndeelu leen ni jeex leen ñu jeex mu des benn per ñu ne ko ah per bi jeex na lu jeex gisuñu ko mel ne per bi du feeñ asraafi la ko téye bi yàlla dogal mu daldi waaxu ba ñëw ba fii taxaw ñu teel na mu ne ko lay mu ne ko lii lan la mu ne ko kii de guy la mu ne ko kii seede la ci man àndaale waaye des na ñu daldi waaxu ba jub teen bi mu ne teel na mu ne ko lay mu ne ko lii lu mu doon mu ne ko lii ab xóot mu ne ko du xóot nopp la mu ne ko landa mu dal di woggi ñax mi bay lay dal di dëbb loxoom maam Cerno def nii mbubb mi mu teg ci suuf bi ñetti yoon ñeenteel ba ndox mi fi tax dal ci bëti Seydina Limaamul Mahdi mu góox ni Cerno guuxal maam Cerno guux mu ni ko Cerno Saar mu ni ko ray mu ni ko kii nag la boo xam ne bii teen bii ndox mi dina wàññi dindi jàngor yoo xam per ak xalima ak sungu foog leen manu fi dara lépp luñ ci jublu lu dul sobe boo xam ne bii di sàmb mën naa fay lépp lu mu mënul a faj xanaa ku rek man day maa ngi ci sama ñaar fukki at ak juróom bi lañ mooy fii mooy tool Rasul booba ay dar kase rek kuul booba gës daan ñaar fukki at ak juróom bi ñu ngi may doon may daan fi mu ne maa ngi ci juróom ñeent fukki at ak juróom benn aw fii bërëb la boo xamante ni nii heure bu ne waxtu wu ne ñin ñaa ngi fii ñëw bërëbu ziar la ngir sanga bu baaxu tedd bi Seydina Limam Mahdi alayhi salaatu wasalaam fii la jëkk samp dëkk bi ñuy wax Cambérène mi Cap Médine fii mooy gent wi mu nekk bërëb boo xam ni dafi amoon ñaari àndandoo na mu ko waxee woon mag ñi muy guy gi ak teen wi nga xamante ni tey moom la ñu gis léegi mu nekk teen woo xamante ni nii fajuk aajo la moom moo ko waxal boppam moo ni teen wi mën na ci jàngoro loo xam ni ren ak sunguf mënu ko moo tax ñu bari ci jaam yàlla yi dañu fiy ñëw bërëb bi nag du bërëbu laayeen rek di nga fi dajeeg murit di nga fi dajeeg tijaan di nga fi dajeeg xaadir di nga fi dajeeg ñese nit ñëpp a fii daje jullit ñëpp fu ne la nit du jóge di ñëw ci bërëb yi. bërëb la boo xam ne ni dafa feese la ak histoire donc bokk ci patrimoine yi nga xamante ni ñun ñoo ko moomal suñu bopp nga demoon fa ñii xam ko ñii xamuñ ko ñii di ko dégg te xamuñu lu mu donc lii nga ci def nii baax na parce que dafay jëriñ ñi nga xam ne ni ñoo fi dëkk. waaw bien sûr ni nga xamante ni noonu la ñu ko nettalee ci taarix ki nga xamante ni moom moo di Seydina Limaamu Laay bërëb boobu bi mu fay jaar kurusam dafa dagg bi ñu ko koy seetal ñu seet ba mu des benn per ñu wax ko ni que per boobu noonu gisuñu ko mu ne effectivement que per boobu duñ ko gis parce que moom foofu mooy gox bi nga xamante ni fa la waroon gàddaay muy ninga la donc mu nekkoon ay tool yoo xamante ni daanaka ay jaan rek ñoo fa dëkkoon ak ay yemb ak yu mel noonu mais moom mu xam ni foofu mooy bërëb bi nga xamante ni fa la waroon wéet ak boroomam ci benn partie ci dundam donc moom bi nga xamante ne mu ngi sanc foofu ànd na ak ku tudd Thierno Diouf koo xamante ni bi muy ànd ak moom yenn yu bëri bi mu koy gis kooku moo ci nekkoon seedeem bokk na ci benn guy boo xamante ne mu ngi foofu ca Ningala mu wax ni guy googu ne daf koy jël seede waaye itamit bi muy dox ba romb fi nga xamante ni foofu la ñu gas li nga xamante ni moom moo di teen boobule moom bi mu laajtee Thierno leneen la gis mais moom xamoon na ni li Thierno gis ak moom li mu xam loolu moo fa nekk dëppoowuñu donc ginnaaw gi ci la gas di gas ak loxoom ba ndox ball mu naan ndox bi muy ndox bu neex mu ne Thierno naanal mu naan également muy ndox bu neex mu xamal leen ni que foofu noonu di Ningala ak teen boobu nga xamante ni moom moo fa nekk amul benn saafara
amul benn jàngoro bu fa doomu aadama di andi te du ko saafara mu wax ni également dina saafara loo xamante ne sunguf du ko saafara reen du ko saafara maanaam du ko faj donc foofu la ca Ningala boo demee da ngay gis ni que façon nit bu nekk moo fay ñëw ak bokk ci tarixa bu nekk am na ñoo xamante ne bu ñu fay ñëw dañ leen di yeew mais bu ñu ñëwee ba ñu sang leen foofu bu ñu nelawee ba yeewu dañuy dox ak seen sago. foofu Ningala. waaw foofu ca Ningala ñun daje nañ fa ak koo xamante ne bi muy ñëw yaramam dafa xawoon sutante moom ci suñu kanam la demee sangu ñëw tëdd nelaw yeewu julli ànd ak way juróom bu jigéen dem ñibbi. donc comme pour dire que loolu noonu ñu wax ñun dañ ci teg suñu bët bi nga xamante ne ni que dem nañ fa donc ni ma ko waxee sànq vieux bi nga xamante ne moom moo koy garder moom moo fa nekk depuis mu am 25 ans mu ngi foofu tey macha allah il a 96 ans foofu la itamit ca Ningala moo nekkoon Cambérène bu njëkk bi avant Seydina Issa di ñëw di tuxal Cambérène fi nga xamante ni foofu la nekk tey donc bërëb la bu nga xamante ne vraiment bu mythique su ma ko mënee waxee noonu boo fa demee da ngay gis suuf bi daf lay wóor ni que fii am na entretien xaw ma entretien la xaw ma le fait que mu xaw a mythique moo tax suñu borom def mu mel noonu voilà donc xam naa daal bërëb la boo xam ne bàyyi boo fa demee suuf si set na nooy na vraiment sell na c'est-à-dire boo fa demee tu as l'impression que da nga am beneen sensation bu bokkul ak yëg-yëg bi nga xamante ni moom nga fa duggee rappelé nag ni balaa ñuy waxloo paa bi ñu waxloo tey midi ba 16h. voilà metti woon na mais c'est pas pour rien ñun ñuy faral di wax naan surtout ñun lébu yi ci la bokk ndax fii ñu ne ñoom ñoo ñu ko jox bàyyi laay moo la rasul. mais yow lébu nga sax ndax man. wallaay Seck. midi la ak 13h dara doxu si Coro dafa andi lu am solo gis nga fu ñuy tuddee yàlla ak fu ñu dul tuddee yàlla bokkul. te bërëb bii dafa bokk bërëb yi nga xamante ni dañ fiy tuddee yàlla fii si réew mi boo demee boo fekkul doomu aadama buy dox. ne la wóor na ay jinne nga fa. paa bi waxu la ko. wax nañu ko. waaw et puis la fa nekk yëpp leeru bàyyi laay la. selon borom xam-xam yi. mais dafa leer boo jëlee par exemple lu mel ni teen bii la sëñ Ndongolaay mi nga xam ne moo nekk TFM religion doon expliqué. li fa nekk si li nga xam ne moo di ay kéemtaan la. ñu la waxoon teen ba tey ni nga xamante ni noonu lañ ko gose ak na mu balle. da ngay yéemu si borom bi subhanahu wa taala. loolu mooy wane ne yàlla moom moo yor ay mbiram. te moom moo koy jox ku ko soob. suuf si yaa ngi wax naan boo ko xoolee xam ne dañ koy entretenir dañ koy nangam. mais boo xoolee foofu sax garab yi ni mu saxee yow da ngay yéemu si yàlla waaw nga xam ne loolu suñu borom subhanahu wa taala moom moo koy def waaye itam Seydina Limaamullaahi al-Mahdi al-Muntazar ba muy jaar foofu demewul woon bànneexu bakkanam wala bëggoon dox wala nangam lépp rek xam na ne am na loo xamante ni suñu borom def na ko si moom te xëy na bu déplacé woo ba foofu bokkoon na si lu ko fa yóbbu doon ay jënne loolu aussi c'est bon à savoir te paa bi boo demee di waxtaan ak moom góor gi Ablaye ñu koy ñaanal guddi fa ñu wér tuuti mu ne la boo gaawal boo fi yéexee tuuti dañ la fiy fekk parce que man bi may dem en fait dama fàtte ni que fi may dem genre bëriwul dara je mën naa wax ni que li ko wutale ak jumaa bëriwul donc dama fàtte yóbbu kol mais bi ma agsee li muy màgget li ma koy sori dafa ne waaw kii dafa ñëw fii te koluwul ci saa si dama commencé loxo donc après la ñu dugg la sëtam dugg utal ma kol ak yooyu ma muuru après ñu soog a ñëw dugg toog tàmbali waxtaan bi mu ne loolu da ngeen ko def caaxaan mais nii nga ñëwee boo fi taxawaatoon tuuti rek di nga fi gis lu war a tax ëllëg boo fi ñëwaat doo defee nii donc c'est juste pour dëggal li nga xamante ni moom ngay wax parce que ñi fay ñëw ñëpp dañ la naan fii ay jinne kase ñoo fi nekk waaw loolu c'est très important ñaan yàlla rek comme temps bi mu ngi dem bërëb yooyu bari na si réew mi dinga li nga dem si la bokk te ndox mi itam nekk na teen bañ fa ball ndingala xunt ma yooyu yëpp dafa nekk ay bërëb ba ngejjaga ay bërëb yoo xamante ni yu ama solo la si njabootu Seydina Limaamullaahi al-Mahdi al-Muntazar di wax na kuy dem rek na nga sàmm konte ak xormay bërëb yooyu ndax ay doomu aadama nga fa mais yeneen bindeef itam yoo xamante ni ñu nga fa ndax yàlla moom fu mu am nitam rek ay nit danañu ñëw waaye itam ay jinne dinañu ñëw noonu la comme mag ñi si réew mi yëpp amee moo tax di sàmmoontoo ak war mooy day nekk loo xamante ni lu am solo la ay bërëb yi ñaan la aussi ku dem ñaan sa soxla rek suñu borom subhanahu wa taala mën na la nangul et puis ba ci garab yi nekk ci grotte yi nekk fii ci Ngor garab yooyu yëpp dégg naa direction Kaaba gi lañu jublu ñoom ñëpp wa in min shay'in illa wa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum yàlla waxoon si alquran nee na amul lu may bind muy yor bakkan lu dul ne saa su nekk daf may sàbbal kon garab yi bu ñu xëyee di ëlbatiku penku di jublu penku loolu day dëggal li nga xam ne moom la yàlla waxoon si alquran picc day sab nga defe ne day yuuxu am envie yuuxu fekk day sàbbal boromam nga
gis muus muy ñeew fekk day sàbbaal boroomam nga gis sax léeg-léeg ganaar guy sab nga xam ne bu sabee rek dafa gis malaaka surtout fajar gi nee nañ bu sabee rek dafa gis malaaka mi nga xamante nii moom mooy ñëw di julli jël sa julli fajar yi ak yu dema noonu moo tax souvent ganaar yi di sab fajar gi donc yëpp dafa nekk loo xamante ni lu jar a bàyyi xel la comme ni ko yàlla waxoon si alquran rek amul dara lu ma sàkk rek lu dul ne daf may sàbbaal waaye yéen doomu aadama yi du ngeen xam façon bi nga xamante ni mbindeef yooyu noonu lañ may sàbbaalee Baye Cheikh ëllëg la ñu koy gën a yaatal bi joog may laaj léegi kañ la ñuy waxtaane Seydina Limamou suba incha allah vendredi ci télévision Futur Média comme ni ñu koy defee at bu jot lépp loo xamee ni jëm na ci dund ak parcours kookee nga xamee ni foo ko waxtaanee gis fa leer ëllëg lay doon ci quartier général bi nga xamee ni at bu jot dañu koy jagleel Seydina Limamou Assane. waaw Baye Cheikh dama si ñu gërëmaale la waaw tàggoo waale gërëm bu baax maam Cheikh 78 467 81 72 di wax ne mbokk yi nga xam ne dañ leen digoon ñaan bi xam naa bu ñu ñëwaatee incha allah andi ko ñaan bi moom ñu ngi koy réclamer rek mais après comme guddi na vocal ñu woote ci ma c'est bon ça non garaawul Assane léegi xam nga nu ñu def dañuy bàyyi bañ suba ma joxe ko incha allah gërëm bu baax Serigne Maodo si waaw bàyyi ma ziar Serigne Maodo si suñu papa ñaanal ko gudd fan ak wér Cheikh Mamour Essa Diop suñu Serigne nekkoon Serigne Mariama man lii muy def sax laa bëgg a def ak julde ñaan ñu ngi leen di ziar madame Anta Sarr Diako ak Zahra Iyane Thiam ñu monsieur le ministre Matar Ba ndax wax dëgg yàlla ba buy dugg si day tombé nga dem tey di nga ñu bàyyi Matar gisee après moom xam na di ko ñaanal kii dafa xur fan bu ko ko dénk yàlla na ko yàlla sàmmal may ko si ndam lu kawe njortam si barke Yonent sallallahu alayhi wa sallam la jox une bonne nouvelle Tahirou Sarr envoyé na ma message nee na may na QG billet Makka kanti Tahirou Sarr nit ku baax la na gaaw ñëw envoyé na ma message na ko indi gaaw na ko indi voilà bu subaa dinaa dem jëli ko incha allah nga indil ñu ko voilà ñu joxe ko devant les yeux promesse de don lay bañ incha allah 10h30 midi wareef Ramadan ak Seyda Fatou Diop ak Oustaz Mortiam mu ngoog incha allah donc merci donc suba dinañu waxtaanee Seydina Limamou ñu ngi lay gërëm bu baax Oustaz Assane xam naa nag dañuy jàll ci publicité yi il est minuit 47 di leen xaar itam ci téléphone yi Mati yor na piis pour seen xotti korité yor naa fi enveloppe yoo xamante ni suukaru koor la tàggat yaram la ñuy waaj a waxtaanee Mamadou Mamed Ndiaye mbaa doo yoo lekku sañ nga ma ne ay damay xalaat suba de juste rappeler waat téléspectateurs yi que mën ngeen a réagir ak hashtag bi nga xam ne ni moo di QG 2019 Ajaratu Abi Ndour laay lay wuyoo suba li ma la bëgg a dóor yëpp ci émission boobu laa koy liggéeyee ndax xam naa ni ku lay nax mën na ko jaarale ci Seydina Limamou ñu ngi lay ndokkeel bu baax di ndokkeel itam kull koo xam ne rek da nga sopp lool Seydina Limamou njabootam ñu ngi leen di ziar donc wàcc leen ko ëllëg bëgg nañu yéen ñiy seetaan sax ngeen def weex dañu bëgg Sénégal yëpp habillez-vous en blanc yéen ñi nekk ci biir kër yi bu ngeen ndogoo ba pare habillez-vous en blanc ndax ki ñuy waxtaane jar na ko ëllëg lay doon en direct ci quartier général bi la nga xam ne ni c'est pas pour rien mu nekk premier talk show fii ci Sénégal Coro ñu ngi lay gërëm itam ci gëstu boobu la nga gëstu patrimoine chaque jeudi ngay waxtaane bërëb yi nga xamee ni dañu feese dell ak histoire bokk fii ci Sénégal tey nga yóbbu woon ñu fi nga xamee ni moo di Ndingala ñu oui micro bi jëlaale ko nañ ñu yombalal yenn accès yi y a pas mal de lieux yoo xamante ni jàpp nañ ni bu ñu fa demoon vraiment ngëneel lay doon ci fu mel ni Masalikul Jinaan waaw fu am foo xam ne nag sañuñu koo wax ci télé ñi ngi mocc rek wax leen chef d'état-major général des armées mu jàpp ci parce que bërëb la bu am solo boobu ci taarixu l'islam macha allah Ndiogu Afia itam mu ngi fii cant yi moom lañ ci àndal ba fajar tey ci télévision Futur Média suñu rakk la suñu xarit la suñu mbokk taalibe la yenn saa yi ñu tooñ ko sax ne ko ni nga ci mel day sañuñu koo méngale waaye fexe na ba sortir du lot ñu ngi wàcc festival Salam ñu bëri buñ dee dem di seetaani moom moo tax tey nag mu defal ñu honneur ñëw ci quartier général bi daañu ànd ak moom ca kanam tuuti recevoir ki nga xam ne ni mooy monsieur le ministre Matar Ba waxtaane tey tàggat yaram hashtag bi du QG 2019 ñu ngi xaar seen ay commentaires monsieur le ministre nous reçoit on le reçoit tout de suite Assane yow ñu ngi lay gërëm bu baax ko bëggoon a dàq di Mati moom daf ma bëgg daal ministre xam na fi ma koy fekk moom non dama bëgg ñu wéet ak ministre bi rek moo tax
monsieur le ministre bienvenue kontaan nañu mon ami Malal son excellence l'homme des grands événements ah Bakary cool merci d'être là on enchaîne avec la pub juste après on se retrouve avec monsieur le ministre Matar Ba ci quartier général bi tey